bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM. Exactement 22h27 on se retrouve pour quartier général mbokk yi ba jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyooti fi ñu leen daan nuyoo ci télévision Futur Média dellusiwaat nañu ak yéen ci jotaay bi la nga xamee ni tey dañ leen di proposé waat bu inédit ñu fas yéene koo jagleel Cheikhul Khadim ku tedd ki at bu jot bokk na ci quartier général yu ngeen di gën di xaar ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen waxtaan wi tey dañ ci ànd ak ku mel ni Serigne Gana Messere am na itam ay surprise yoo xamante ni mu ngi leen di xaar tout au long de quartier général bu tay bi waaye ginnaaw lu mënta ñàkk faaw mu am comme d'habitude dañu koy ibbee ak yi nga xamante ni moom la ñu tuddee téléservice yi leen di jëriñ nga xamee ni mën ngeen koo jàpp mu jëriñ leen bokk na ci xibaar jaww ji di météo bi donc tey la vendredi suba samedi lan mooy prévision yi nga xamee ni am nañu ko Dakar di yeewu ak température yu nar a toll suba ci 20 degré Saint-Louis nar a yeewu ak température yu toll ci 18 degré Podor 21 Linguère 21 Matam 27 21 Diourbel Kaolack 22 itam Ziguinchor Kolda 25 Tambacounda 28 Kédougou comme Tambacounda ñoo nar a bokk température yi ñu nar a yeewoo suba ci samedi bi mën naa toll ci 28 degré bu wàccee nag tuuti ba toll ci 27 degré loolee météo moo ngi ko prévoir fi nga xamee ni moo di Matam bu ñu demee nag ba ci après midi bi suba thermomètre bi mën na yéeg ci 41 jàpp 42 ba 43 degré boori Tambacounda ak fi nga xamante ni moo di Kolda lu ko mooy 44 degré le Matam nar a yendoo Linguère dina yendoo température yu toll ci 41 degré Kaolack 42 Podor 41 Saint-Louis 29 Dakar 25 degré Ziguinchor 39 43 bi ñu seetlu suba ci ngoon Tambacounda moom la météo prévoir fi nga xamante ni moo di Kolda donc loolu mooy température yi suba gi ak après midi bi bu weesoo température yi mën nañu xool géej gi waxtu yi nga xamante ni moo gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi météo du ñu xamal ni waxtu yu njëkk yi ci fajar gi la nar a doon jëm 8h diggante 6h26 du matin jàpp 8h26 du matin lu ko mooy ngoon gi 18h46 jàpp 20h46 mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi jant bi 6h40 lay xëy suba nar a tëri 19h33 ñu ci gërëm bu baax service national météo ñoom ñoo ñuy baaxee xibaaru jaww ji guddi gu jot ci télévision Futur Média beneen tableau ñu mën leen ko baaxee muy taux de change bi devise bi maanaam bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi dañu koy njëkkee ak xaalisu Amérique un dollar ñoo ngi koy weccee 585,291 francs CFA un euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne Angleterre ñoo ngi koy weccee 744,073 francs CFA un yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 84,8175 francs CFA un dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60,4459 francs CFA one dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,7888 francs CFA donc loolu mooy taux de change bi pour bu ngeen bëggee wecc ci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi ba tey ci téléservice bi mën nañu leen baaxee leneen loo xamee ni mën na leen a soxal muy waxtu julli yi lii je rappelle encore que horaire de base bi la parce que différence bi bëriwul ay minutes la ci gox yi mais ngeen sukkandiku ci tableau bi le fajar gi julleem suba mu ngi toll ci 5h22 13h07 la ñuy julli tisbaar 16h28 la ñu nar a julli takkusaan timis daañ ko julli 19h38 Kanta Gueye daañ ko julli suba exactement bu 20h48 jotee ñu kontaan lool tey ci gunge giñ leen nar a gungeeti en direct ci quartier général bi ngeen mën ko seetaan ci télévision Futur Média mais en même temps déglu ko ci King FM 99.4 première radio digitale du Sénégal bu leen fàtte dañuy teel a ibbi téléphone yi pour seen ay suukaru koor enveloppe yaa ngi benn bu ne def na fukk bu leen neexee ma wàññil leen xëj na bii laa yore mais bëri na fi. voilà yenn saa yi suñu yaram mën na tàng ñu sédd leen ku ne 100 000 francs tegal leen ci ay pièces yoo xamante ni bëri na valeur boo xamante ni da nga koy bëgg a jaay sax def ko xaalis mën ci am lu bëri ay pièces yoo xamante ni valeur bi ci 150 000 la tàmbalee donc yooyu seen ay suukaru koor la am nañu itam li nga xamee ni moo di billet màkk bi yéen la ñu ko nar a baaxee ku ci bëgg nag da ngay woote boo wootee nga jot ñu en direct ak nga ñàkk ñoo jot boo xasee ba composé benn
ci numéro téléphone yu quartier général di ngeen mën a am chance ñu boole leen ci tirage u Makka bu quartier général. Donc je vous donne très rapidement numéro téléphone yi 88 le 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 99 90 88 628 72 86 88 628 65 65 wala 88 628 99 80 même bu ma leen ko waxul mën ngeen koo xoolal seen bopp ci suufu écran bi bu ko defee ngeen mën a bokk ci ñi nga xamante ni ren quartier général moo leen di yóbbu Makka ba noppi itam QG moo leen di jox seen ay sukkaru koor pour wan leen ni même bu fekkee jotu leen ñu en direct mën ngeen ñoo jot gis ngeen kii ngeen di gis mu toog nii moom mooy jël téléphone yi donc moom du ma leen won kanamam parce que dafay nëbbu comme dafay nëbbu nag damay préférer rek bàyyi ko mu wane ginnaaw mais bu ngeen ko woowee mën na leen jox seen ay suukaru koor kon ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi tey nag ki ñuy waxtaanee yàgg naa wax ni ku ne am nga foo bokk ñun ñëpp a bokk yoon muy fa yàlla man nag fa laa bokk ki ñuy fas yéenee waxtaanee moo waral sama coow li ki ñu fas yéene waxtaane doom ja Serigne Fallou yàgg naa wax ni mooy sama wifi connexion bi ci man moom la yi ñuy def yëpp muy neex ci xéewal yi la émission yu neex yeeg yi ñuy toppandoog sañse yeeg dàll yu rafet yeeg waaw kay xoolal loolu ci xéewalu sëñ Fallou yi la donc ki ñuy waxtaanee di Cheikhul Khadim man sax tuuti naa ngir wax ci moom borom xam-xam yi fi ne bu ca kanamee daañ ko faram fàccee bu ko defee yéen itam ngeen mën a barkeelu ci guddi gi ci télévision Futur Média Oustaz Pape Hann la ñuy nuyu actuellement mu ngi ci plateau bi Mamadou Ndiaye nga taxaw ci wetam tey Mamadou Ndiaye def na Baye Fall ñi ci topp itam def Yaay Fall Oustaz ñu ngi lay nuyu. mu ngoog donc Oustaz yaa ma ko wooloo yow it ba pare micro am baaxul oh là là donc Oustaz Pape Hann on va le retrouver xam naa dans quelques minutes bu ko defee mu jox ñu li nga xamee ni moo di naafila yu tey yi en direct lay doon ci télévision Futur Média dañuy ibbi ak ay cant ndax tey quartier général bi ku tedd ki la ñu ko nar a jagleel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بارك بروم توبا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مسايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما مل الأقداح اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ست كريم وعلى آله وصحبه يا من بي وبماله السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإلي وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنصر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نسر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجعلها فيها مما تتقنى بي نورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار بالله وحده
عليه السلام من بي قد ما لقوي وقاني بسوء واللي كان بالمنى واللي قاد إخلاصا بي قد ما سحوي ولدت خديما في امتداه محمدا عليه صلاة الله ما سان لي نحوي ولدت خديما في امتداه وسيلتي عليه سلام الله محليسا فسوي ولا كل شيء علم وسعي ورتبة عن المصطفى في قلق لائس العلوي وجيه وسول واسع له شاب بهم أخناني الله وانقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة إلى خير رب سكر قد ما لحوي وفي كريم وايد وعدواتا بيل سوانا مالس الجور بالرحوي ولي نبي للبرايا رسول منا بيل سوانا ساخا ساسلم وسدوي ولي نبي للبرايا رسول من بيل سوانا ساق السلم وسدوي ودادي لربي والمقفى وعصبي ومن حبهم والله لي كان بالعافي وثقت بباق سرت حبدا لو بي خديما لخير الخلق بالمكس والصفي أروم رداما كل الدار يكلأ لا سابي من قلبي هواء ويملأ إلى يرضى عن سحب نبي قائدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مترئ عيبت الدارين صاب النفى بهم إلهي لخير كل من ليس يبرأ أبى الله إلى كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جسأوا أسود على الأعداء مسابع في الدجى وكل سجاه رأس الكفر يسأوا أسود على الأعداء مسابع في الدجى وكل سجاه رأس الكفر يسأوا أسود متى يقصد لهم سوء تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحت تجرؤوا أيا خادم المختار لا تنسى سابه فمن ينسهم فالمدمة مقدوى أيا خادم المختار أيا خادم المختار أيا خادم المختار لا تنسى سابه فمن ينسخهم فالمدمة المقدوى أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدمة مقدوى أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق نبي المصطفى الغار أنبأ أبو عاصم الفاروق الثروة نادر بيت سبيل المصطفى يسحسو أبي صاب من دابنا حفانا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبتي المختار وهو ابن عمي علي ولا فاختير النعم المجرأ أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله إني خديم
محبا لكم في الله والله يقلع أصحاب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يقلع أصحاب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يقلع ناني أبو الله نعم المحيمن عن الميل عما اختير والحق أخمن نبس لك عبدا لمولاي وحده خديما لمن أندرك كلا تلزنو نزلت بناء المين بالحق مادعا لفرد على قلق ونحن ديدن نويت دوام السكر والسكر قادما لخير الورى نعم الأذين المسين نبي رسول خيرات وسيد خليل حبيب مثل أن ليس يخلل نجي قريب ساكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مسلع بصير لمن لله بالحق يزعن نقي تقي صالح وهو مسلع بصير لمن لله بالحق يزعن نبي أديب سعياء مهسب نسير لمن بالكفر والشرك يعلن نجو بلا قس حليم محلم شقي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مسسب مسيح ملاس وهو ماع ومحسن نسيب عذيب سعطايا مقدم هو الناس والميسان نعم الممكن نبي الحسان أسيم المبين هو المصطفى هو المصطفى هو المصطفى المختار وهو المعين نبي لسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق عين الجد في الدين يحسن نجيد مجيد موصل من له تعالى محلا ومفضال ومقن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا علن بكوني قديم المصطفى تتبين نفالي وإبقائي وفوزي بلا علن بكوني خديم المصطفى بكوني خديم المصطفى بكوني خديم المصطفى تتبين نفالي وإبقائي وفوزي بالعنن بكوني خديم المصطفى تتبين نزعته في السر والجهر إلي بدت بي قاد للرحمن سترا يواسن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى خير النوي ساق من ليس يزعن barke borom Tuuba di Xaadimu Rasuul macha allah mu ngoog noonu la ñu ubbee tey quartier général bi ci télévision Futur Média te pare guñu laata ñuy dem ci pàcc bu njëkk bi ñu ngi tolloon ci téléservice bi dañu koy àggali ak Oustaz Papane Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar jox la sa wàccuwaay bég lool wala bégati sax ci tàmbali geeg yow tey nag dinañu àndandoo ak sunu xarit yi jël jotaay bi jagleel ko ku tedd ki. jërëjëf El Hadj Pape
tey jotaayu tey bii nag moom doyoon na waar mais tey dina gën a doy waar. ndax bés bii spécial Cheikh El Khadim Khadimur Rasoul radiyallahu taala anhu. ca njàmbaar ga ca liggéeyal ga borom bi subhanahu wa taala waaye itam ca liggéeyal ga yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ca nga xam ni demam ba gàcceel na noon yi waaye dikkam ba gàcceel na noon yi. waaye lépp mooy liggéeyal borom bi subhanahu wa taala. jël drapeau l'islam moom Cheikhuna Ahmadul Khadim. yëkkati ko ba l'islam bi gën a yëkkatiku. waaye ca mbaaxam moom Serigne Bamba nga xam ne daf ko doon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam say noon ba noppi jekkule ne yàlla baal naa ñëpp yemoo ci rek say noon mais yaa ngi naan yàlla waxuma sax jullit waaye waxuma mais yàlla koo mës a bind jéggal ko xam nga afawtu anil aday turran ba pare ne war yàlla irham jami alwara yàlla alwara lu dul yàlla rek yaa ngi ci biir yàlla waraa la Serigne Bamba wax maanaam ñu njëkk ña ñi gëmul yàlla ak ñi ko gëmul ñi fi ne te gëm yàlla gëmunu ko ñii bëgg a ñëw gëm yàlla gëmunu ko Sëriñ Bamba ne yàlla baalal ñëpp alaaj Pape xam nga ne loolu mbaax la tey jii nag jëmm ju tedd jooju la ñu war a waxtaane ñaan yàlla yokk leeram di la nuyu bu baax a baax di la ndokkeel xam naa tey ki yor waxtaan yi bu ñëwee xol yëpp daañu sedd xol yëpp daañu sedd waaye di gërëm Serigne Khadim Kebe bu baax a baax ndax di way xasida yi dafa baax alaaj Pape waaye di ko way di génne maanaa bi di génne xaraf yi ndax mag bu woyee benn tomb rek boo ko bàyyee yàq nga xaraf yàq changé nga way wi waaw benn tomb laa de tomb boobu boo ko changé rek changé nga prix li sëriñ bi bëggoon du ay way rek waaw il faut nga jàng xasida yi jàng arab bi nga xam ni noonu la sëriñ bi wayee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye itam noonu la bàkkee borom bi subhanahu wa taala nga xam ni da nga koy jàng mokkal xasida yi waaye di ko tiim ni ko sëriñ Khadim Kebe dafay léegi di ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax yonent bi rek la way moom Cheikhul Khadim yonent bi la way sëriñ Bamba dani at mi 12 mois la 6 mois yi damay julli ci rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam mu des ñaata mu des 6 mois mu des 6 yeneen 6 mois yi ma tagg rasulullah yi waa ndax kii am na jotu ko dul yonent bi salaatu sitta bi matxi sitta taati batta maati saa i Cheikhul Khadim nee na radiyallahu anhu nee na at mi 12 mois la fukki weer la ak ñaar juróom-benni weer yi damay julli ci rasulullah yeneen juróom-benni weer yi ma tagg Sayyidina Muhammad kon Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dundam yëpp alaaji Pape ki mu ko jox mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam moom Ahmadul Khadim nga xam ni mu mel ci yonent bi alayhi salatu wasalaam kenn xam nga ku dem ba ni ana xaadimul rasul waaw xaadim xam nga baatu xaadim ni nga koy firee ci réew mi boo ne kii sama mindaan la mooy da tuutal nga ko yëkkati sa bopp xam nga baatu mindaan dafa garaaw tuutal nga koo ko yëkkati sa bopp waaye mën nga ni kii kat moo may liggéeyal wala moo may jàppale ci kër gi waaw muy doon waaye kii sama bon la waaye kii sama mindaan la xam nga baat boobu dafa xaw a xeebu ci fii ci réewu Sénégal mais Serigne Bamba dañu ana xaadimul rasul man may xaadimul rasul mooy maay liggéeyal rasulullah waaw maa koy liggéeyal moom yonent bi alayhi salatu wasalaam liggéey goo ko mu ko liggéeyal ci la ko yàlla joxee cër bu mu am moom Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mais laaj Pape nga xam ni dafa jël dundam jël léppam jox Seydina Muhammad tey jii insha allahu taala xaaji gànna daanu waxtaan kanay Cheikhul Khadim wax ñu mbind mi Serigne Bamba wax digganteem ak yonent bi alayhi salatu wasalaam daanañ ko laaj ñi nga xam ni nekkoon nañu ak moom muy seex yi nga xam ni sëriñ bi daf leen a tarbiya yemu ci waaye tarxiya leen boobu it incha allahu taala daañ ci waxtaan ak moom waaye li Sénégalais yi gën a bëgg tey mooy xam njàngale bi nga xam ni sëriñ bi jàngale na ko bàyyi fi ndax Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bind na bàyyi fi wax na bàyyi fi boo xoolee xasida yi gaa yi di jàng mënuñoo jàng ba jeexal li sëriñ Bamba way mënuñu ko jeexal dañuy way rek di jàng rek bis bu ne ñu ngi jàng mais li Cheikhul Khadim wax mënuñu koo jeexal mais tey ji alaaj Pape bëgg nañu réew mbii di réew Sénégal nga xam ni koo tudd booy lim say mbokk boole ko ci nga xam ni mag ñi benn lañu woon dañ daan yëkkateendoo di tëralandoo kenn xamul lu mu doon mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam alaaj Pape ku mel ni Serigne Bamba nga xam ni moom dong not na continent ki ko jaaxal jommal ko mu jël dundam yëpp jox ko mooy rasulullah ku mel ni Cheikh Seydil Hadji Malick nga xam ni moom dong not na continent ki ko jaaxal jommal ko mu jël dundam jox ko mooy rasulullah Saadul Abihi bu Mouhamad Fadal moom dong not na continent bu Kunta Limaamu Cheikhu Cenaba Cheikh al Islam alhaaji Mouhamed Lamine Zeynou ba ca Ayralaaw Ceerno Jamli ca Tabengo Ceerno Alfaaja ca Ñaabina alhaaji Cheikh Thiam ca Fatick alhaaji Baba Ñongo ca Podor alhaaji Abdoulaye Sow ca Dagana mag ñooñu waxuma seeni doom kenn ku ne not na continent alaaji Pape kon ñun am nañu lu ñu war a am mais alaaji Pape li ñu war a am nañu ko ndax suñu mag ñi dañu kalaambitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam pétrole bii ñuy xëccoo ndax jar na ko mais alaaji Pape jaru ko gaz beeg or bi non jaru ko
te am na yeneen yu war a feeñ te feeñagul bàyyi nga loolu ay am na yeneen i or ak yeneen i gaz ak yeneen i pétrole yu war a feeñ te feeñagul mais fii la Sëriñ Bamba tëdd wallaahi mais fii la Seydil Hadji Malick tëdd mais fii boo tourné rek maam boo kunta kii waxoon gi gën a dul ma dëkk mi ngi fii Cheikh al Islam a nga fële xam nga mag ñi dañoo ndar képp réew mi kii nga Saalum kii nga Bawal kii nga Kajoor kii nga bët Siin kii nga bët Gànnaar kii nga Fuuta mag ñi ñoo ndar képp Sénégal moo tax réew la moo xam ni keneen ku fi nar a indi lu dul jàmm yaa koy wéetoo dana am jàmm teraanga yi dana bari ndax seeni lawraat ñoom mag ñi dañ ko booleeg jàmm waaye nga xool Cheikhul Khadim liggéey ba ko tubaab bi doon liggéeyal xam nga lu doon seen itte mooy faat ko objectif bi loolu la woon mais objectif bi loolu la woon mooy faat sëriñ bi bu mu dellu si waaye ku ànd ak yàlla ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag boo gëstoo da ci yonent bi sahabatu rasuli di la gunge mais di nga dem di nga dellu si alaaj Pape di nga dem di nga dellu si waaye boo xoolee sëriñ bi tukki bi mu def na mu tukkee bu ñu la nettalee tukki bi boo dee jullit sa xol dina tooy boo dee sénégalais dina am loo yëg bu mbaax nekkee ci yow dana am yërmande goo am ci sëriñ bi waaye moom ñemewul woon ni ñemewu ko woon ndax mission bi bokk ci comme yun ci Yàlla Ayuba bi ko sax yi lekk ba àgg ca xol ba mu dese ko benn buum bu muy sant yàlla Ayuba dani yàlla ne ko Ayuba dama lay teg nattu nga koy ngay saalit mu ne ko yàlla buum bi ma la war a santee rek moo des ci sama xol sax yi lekk nañ yaram bi ba mu des buum boobu maa xam ni su ma nee sax bi daw ma continue la sant loolu rek a tax waaye du saalit de. te ñun bu ñu banqué rek saalit. bu ñu banqué la gàllankoor ak yenn jafe-jafe feebar tàngee nag ay waay tàng na waay tàngaay yàlla bi koor gii rek ñu ngi commencé saalit de. mais Cheikh El Hadji Abdoul Aziz dafay xeex nag ñaari mbër. gis nga El Hadji Abdou bàyyi Serigne Modou Sy bàyyi Serigne Babacar Abdoul Aziz bàyyi Serigne Mbaye Mansour Cheikh El Hadji Abdou toog na fii ci Jaksaaw jékki-jékki ne tàng na rek daal di yuuxu est-ce que daal di jooy moom El Hadji Abdoul Aziz da baax ne ay Abdoul Aziz lu ci sa yoon ci tàngaay moom yàlla bi ay Abdoul Aziz luy sa yoon ci tàngaay yàlla bi kon jàmbat baaxul kooku nga xam ni nekkoon xut bu zamaanu jamono wallaahi nga xam ni jàmbat googu benn mais foofu nag day jàngale mooy jàmbat gii sénégalais yi nekkee Alaaji Pape damaa yorul dara damaa banque man natt bi ma yàlla teg te Alaaji Pape kenn ku ci nekk ci ñun yàllaa la gën a si jege sa buumu xol yàllaa la gën a xam yàllaa gën a xam li nga fanaanoo moo gën a xam li nga yendoo moo gën a xam li ngay mébét moo gën a xam li nga war a am jarul jàmbat xam nga lu xewa bàyyi Alhaji Ibrahima Sakho yàlla yàlla yokk leeram Alaaji Pape bis mu ne ma wax la ko nee na bu ñu xippi woon suñu bët yéernu ba gis magazine ba baa jal ba mu ne duñu jiiroo te duñu tafu mu ni ba léegi may wax ak yow yàllaa nga ak lu amagul borom te soxlawu ko kon nañu ko ñaan moom yàlla mu may ñu kon jàmbat li jëru ko Alaaji Pape ki ñu war a waxtaane tey tey nag ñu ngi war a waxtaane jàmbaar tey nag nu ngi war a waxtaanee ci kenn ci ñi yonent bi war a tiitaroo ëllëg wallaahi tey nag Alaaji Pape nu ngi war a waxtaanee jàmbaar ji nga xam ni lu ne wax na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam commencé guñu oustaz waaw commencé guñu maa ngi nuyu yaa Mouhamed Ndiaye macha allah sama càmmoñ nuyu yaa Mouhamed Ndiaye sama ndeyjoor ñaari Mouhamed yi waaw ñaan daal ñaana Alaaji Gana Messere yal na yàlla defal ko jàmm amiin amiin ba li ñu koy doyee mu defal ñu lu kawe sunu matal ko bu soobee Serigne Khadim Kébé tey yaakaar naa mboolem ku bëgg Cheikhul Khadim di jullit waaw boo dul murit sax di Tijaan ak Xaadir ak laa yéen ak cene ba ñëpp tay daañu bég ci jàmbaar ji di Serigne Khadim Kébé yal na yàlla defal ko jàmm amiin Alaaji Pape ñi nga xam ne naafila gunu tey jii insha allahu taala mooy fukki fan ak juróom-ñeent tey lañ am 19 suba man de xaw ma sax fu ñu yàlla xam nañ du ma compté man jàmbatuma wallaay man daal damay 19 ba loolu de baax na waaye bu daan toll fi mag ñi dañuy jooy wallaahi te kat ñun ñu ngi yàq damay jooy rek fan yi oustaz damay jooy rek fan yi ndox yow dama xam da nga xam ni nga bëggee yàlla xam ni nga bëggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma ne na arrêté ak kooram gi métti Alaaji Pape yow waxoon da ngay jooy ndax ko damay jooy rek man pour man da ngay jooy ndax li koor gi jeex wallaay comme mag ñi rek loolu la sax waaye xam nga damay ñoñal sama der rek damay ñoñal der bi rek moo gën a wóor de golo daa tëye seetu bi xool ba mu neex ko mu ne ba dee de dëgg la ba dee ñaaw ba dee wala rafet ba dee mooy jooyu Pape Cheikh yi ba dee de koor gi la bëggul mu jeex wala moom la bëgg mu jeex daal baa ngi jooy rek mag ñi mosu ñoo yàkkamti période bii ci weeru koor dañ daan jooy Alaaji Pape ndax teraanga bi ci ne
alaaj Pape ngëneel li ci ne da ngay xool xol bu yaatu bi doomu aadama yi am mais alaaj Pape maa ngi ñeewante jeunes yi nga xam ni dañuy taxaw ci mbedd mi di joxe ndogu ñooñu bu leen kenn beddi xale yooyu ku am loo leen jox na nga leen ko jox ndax xol bu laab bi ñu koy defee di dàq oto yi naan leen am leen tàndarma am leen café loolu alaaj Pape kenn waru koo xeeb loolu nag Sénégal da ngay xool tarbiyee mag ñi la nu ngi leen di ñaanal ñoom itam yal na yàlla barkeel leen heure bii bu daan toll fi ñu ngi dugg nañu ci fukki fan yi nga xam ne yërmande la ma ngay bëgg a jeex nag waaye xam nga loolu de sax et kon mi na naar yi muy ban mooy prisonnier bi nga xam ne dañ ko jéng war ko yóbbu safara mu woor fukki fan yi ca woor nag yi bàyyi alaji sarix an naan sama baay naan yàlla bu nu xiif-xiifu neen yàlla bu nu marmaru neen yàlla bu nu sonn coonop neen bari na ko woor ba ngoon fekk xiifu neen nga def dëgg la fekk maru neen nga def fekk da ngaa woor coonop neen woor di jëw woor wax lu dul dëgg woor di dóor martu woor di tiriyan woor di nekk ci lu bon alaaji Pape kooku yaa ngi marmaru neen yaa ngi xiif-xiifu neen yaa ngi sonn coonop neen mais alaaji Pape borom kër yi nga xam ne dañuy dem ville di li tàggoo liggéey dugg ci restaurant yi lekk dem seen kër dañoo woor dañu ko bàyyi ah bon pourtant Mamadou Ndiaye daf ma ni moom ay reportage lay def ville chez Kacha wala Kacha nekkul fi non chez Kacha mi ngi fii ci Almadies xaw ma yooyu Kacha ca kaw Kaalam mu ngi koy nuyu sunu xarit alaaj Pape kon ñu ngi dugg ci itqun mina naari mooy kon yàlla na yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar amiin yàlla xoola ñu bët a yërmandeem ga kon yàlla nañ yàlla dugal aljana mboolem kuy jullit yàlla na yàlla baal ñëpp yàlla na yàlla jéggal ñëpp yàlla na yàlla laabal xolu ñëpp ñu bëggante soppante yéenante jàmm tey waxante lu baax kenn ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loolu daal bu amee ci réew mi fii ñu nekk daañu ko weesu macha allah kon ñu jàll ci naafila yi juróom-benni rakka lay doon ñu naafilaagul ñetti sëlmal lay doon alxaaji Pape bu ko defee ba rakka bu ne nga jàng fatiha jàng juróom-ñaari qul wallahu ahad bu ko defee la ñu la dig moom borom bi subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne julli na julli googu mooy teraanga yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala na ko ak yow defal la teraanga bu jéggi dayoo waaye yamu ca nee nañu lii boo ko defee insha allahu taala ya nga lay préparel daagu ndànk rek dugg aljanna macha allah kon ñi ko defagul daal di koy def naafila moom da lay gën a jégal yàlla naafila day gën a leeral sa xol gën a leeral sa jëmm te yàlla nee na ku ma jaamu man borom bi subhanahu wa taala pay ba ëllëg mooy aljanna kon naafilaat yi nga xam ni nitu yàlla yi ñu ngi koy bind ñu koy jottali doomu aadama yi loolu baax na sa rabiatul adawiya daan na julli 1000 rakkaa par nuit junni rakkaa par nuit ne yàlla bëgguma aljanna ragaluma safara yàlla man yow laa bëgg wallaahi te moo jar a bëgg moom yàlla mu ngoog ñu ngi lay gërëm en tout cas Oustaz ci naafila yi fàttaliwaat leen ni ibbi nañu téléphone bi donc gaaw leen ñu ngi leen di xaar ak fu ngeen mënti nekk bu ci nekk mën ngeen ko composé bu ko defee ñu jox leen seeni suukaru koor Mamadou Mamadou Ndiaye ñu ngi lay ziar tey kati création sagal na la de ndax sa caaya ju rëy ji amoo njëgu piis bi jërëjëf caaya ji rëy na rafet na waaw mais loo ci xamul piis bi mat na te bàyyi laat la teg ci kati sagal na la xam nga ba QG commencé ba léegi lu ma sol kat yi moo ko ñëw macha allah mais tey nag dafa def surprise boo xam ne Pape avant mooy nuyu faaw ma sant ko macha allah di ndogu rek ñu woo ma ne ma katee ñu boole ma wàcc ñu jox ma bàyyilaat bi ne ma nee na comme sëñ Bamba ngeen di waxtaane tey moo ci def moo ko ñëw moo ko barkeeloo ci barke Serigne Saliou waaye daal li delloo ma ko daaw ba tey ba wala ko abalee ba tey dellusiwul waaye te bu la neexee mën naa la ko delloo déet bàyyi ba ci kanam bàyyi ba ñuy waxtaane Serigne Saliou akasa am na ñu bëri ñuy wax ne dañu bëgg yi ñuy gis fii modèle yi ñuy gis quartier général ñu leen di wax ñi koy ñëw man sama bos kat yi moo koy ñëw man tey Dame Fall moo ma ñëwal Dame Fall la fa jaar Dame Fall boo ñëwee ba cosaan boo rombee cosaan buntu cosaan tuuti rek di nga gis place Dame en face cosaan waaw xam naa ko Dame Fall moo taxaloog miiru kii noonu Dame Fall moo ñëw fan yi may génn Dame Fall moo ko def ak Salfa Couture Matar sama rakk it am na bu ma sol keroog moo ko ñëw moom ma nga benn baraak waaw dama bàyyi ma jox ni numéro kati création mais yaa wax daal ne nañuy wax ci ñi ñëwal waaw mënul ñàkk ayca loolu mënul ñàkk 631 52 52 kati création d'accord maa ngi xaar sama yóbbante man Oustaz moom mu ngi jógee Dame Fall waaw ci Dame Fall Dame Fall la tudd Dame Fall waaw moo nekk côté cosaan waaw macha allah moo ñëw bi Salfa Couture Maxtar tamit bi ma sol keroog moom ma nga benn baraak moo ko ñëw moom it ñoom it ay jàmbaar lañu yal na yàlla fay leen amin amin sànq rek maa ngi tooñ naan sañse yi ñuy sañse sax ci xéewal yi la ndax ku tedd ki ñuy waxtaane yu rafet yu baax yi émission yu neex yi ci xéewal yi la ci xéewal yi la Pape dama dégg oustaz Pape Anne ginnaaw bu ma ko nuyoo nuyu aussi Serigne Bamba Kébé ak ñi mu àndal nuyu ñi ñuy seetaan introduction bi mu def doy na émission introduction bi Pape Anne def ci li ñuy waxtaane tey
ak ay njàngaleem ak moo doonoon kan ak li mu liggéeyal réew mi ak li mu liggéeyal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam introduction bi rek doy na émission donc ça veut dire que comme li ñuy wax rek li ci kanam rawati bët pap ñi ngi nuyu ñëpp di voilà mu ngoog donc ma delluwaat ci li ma la wax sànq rek ci xéewal yi de tey ñoom ñëpp ay yaay faal rek a fi nar a ñëw Bijou Keps Thiam ñoom ñëpp Khalifa Mbergane moo leen sagal Mamadou Ndiaye mi ab Baye Fall la seen njaxas yi tey plateau bi dina mel ni njaxas donc loolu dinañ ko découvrir dans quelques minutes di ngeen découvrir Baye Fall yu quartier général man nag ku ne xam sama digganteeg Keifa Bàcci Dioum tey déjà da cee dolli indi yu bëri yu baax yii pour Youssou Ndour yi pour Bouba Ndour mi nga xamante ni mooy produit du quartier général bi yi ci des pour Ibrahima Dieng directeur commercial bi donc yooyu yëpp ay xéewal la yoo xamante ni jóge na ci Keifa ñu koy gërëm bu baax kon jaratul ñuy laaj suukaru koor kon jaratul ñuy laaj loolu laa wax sànq Bouba ne ko sama suukaru koor a ngi non jaratul ñu kenn di ko laaj fi mu nekk nii macha allah bi ba ko joxee suukaru koor bi daal ne ma yaay directeur bi léegi donc ñu ngi gërëm bu baax ñi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale ci yére yeeg ñoom seen donc muy Keifa dinañ leen won publicité am xam naa bu ca kanamee ci biir émission bi gërëm tamit S2S shop di ay dàll yu rafet yoo xamante ni ñoo ngi koy defar Tunaz shop ak yaa Cheikh Dioum ci dàll yu rafet yeeg yooyu yëpp ay xeetu collaboration la yoo xamante ni am nañu ko grâce ak ñoom donc ñu ngi leen di gërëm bu baax Oustaz defe naa léegi jot na ñu tàmbali njëkkee ko ak yéenekaay yi nga xam ne seen i xët tey attiré na attention wu Mamadou Mohamed Ndiaye bu noppee rek ñu jël leen jox leen seen i suukaru koor ci numéro téléphone yi ñuy bëgg a affiché léegi ci suufu écran bi yéenekaay bi ñuy njëkkee Mahmoud mooy le quotidien Pape moom la dikkee information bi nga xam ne daanaka yéenekaay yëpp moom la ñu xëyee tey ji mu di Thione Ballago Seck mi doon am lante ak yoon te cappaandaw la ñu ne dañuy annuler procédure bi ñu koy toppee li tax mooy jamono ji ñu dem jàpp ko yóbbu ko gendarmerie dañu ne amul benn avocat bu fa teewoon avocat mi moom yu fa teewoon te loolu règlement article 5 bu règlement UEMOA da koy bañ daf ko dàq foofu la juge bi sukkandiku mu Maguette Diop ba tax mu annuler procédure bi ba moom Thione Ballago Seck yàlla nañu effacé lépp ci sama papa ji effacé nañ lépp ci sa papa ji nit ku baax ku yiw effacé nañ lépp véritable parolier effacé nañ lépp ci moom muy alaaji jiite li ñuy wax ñax gu wow dina lakkaale gu tooy moom effacé nañ ay mbiram effacé nañ alaaji jiite le quotidien xëy bind li mu di le juge remet Thione Seck sur scène jeu de mots la ci dolli xam nga ku ne scène wax artiste ku ne artiste wax Thione Seck lu aju ci procédure bi ni ñu ko annulé mi ngi ci mais Thione Seck wax na ci ay kàddu nee na dëgg moo mujj waaye nag li yàqu na ba noppi nee na yàq nañu ab deram dugal nañu ko ci kaso bi jël nañ 85 millions am yoo xam ne dañ koo nax te deful dara noonu la ko waxee yéen kaay bi xëy ci dellu siwaat mais nag am na lu cey ñuul ñu xool observateur lu mu wax gis nga voilà mais jamono ji nga xamante ne ji sukkandiku nañu ci article 5 bu règlement UEMOA ba bàyyi ko procureur moom bàyyiwul Thione Seck ci ni mu ko waxee parce que dafa def appel dafa bëgg kon ñu gën ko xoolaat li tax yéenekaay bi l'observateur gën na ci sori parce que li tax ñu bàyyi Thione Seck mu di ba ñu ko jàppee avocat am teewu fa woon Khalifa Sall loolu la dundoon te ba ay avocat am bëggee ñu annuler procédure bi defuñu ko moo tax kon ñu bëgg ko lijjantiwaat moo tax observateur bind loolu mooy le procureur ne lâche pas Thione am na ay yeneen information yeneen détails yoo xamante ne yéenekaay bi joxe na ko ci Pape. d'accord donc loolu mooy li la attiré ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur yéenekaay bi ci topp di direct info. feneen la xëy génn mu di wàllu njàng meek njàngale mi. jamono ji ñu naan école léegi mu tëj ak du tëj mi ngi ñuy xamal ne caafa ngi ciy bëgg a xam ndax ñii di jàngalekat yi ci fi ñu nekk li ñu bëgg mooy jëm ci ab defante ngir kilifa yi réew mi rawatina président Macky Sall mën a jëfee ay accords yi ñu déggoon muy protocole bu 30 avril 2018 loolu la ñu bëgg am nañu yéene nag perturber système scolaire bi. tax na mu ne jàngalekat yi dañuy fas yéene dox abal ab doxum ñaxtu ngir kon njattanteeg président Macky Sall ba li ñu bëgg ñu daal di koy def ni ñu ko nar a defee nag ci li direct info wax mooy bàyyi ba ñu ne ñaari fan moo des suñu digganteeg épreuve anticipée yu baccalauréat yi ñu soog a kon wane seen bopp moo tax direct info moom it naam wax na ci li yéenekaay yëpp xëy mu di mbiru Thione Seck mais lii mooy une principale am Pape macha allah donc loolu mooy yéenekaay yi seen i xët attiré sa attention Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi la ciy gërëm bu baax hashtag bi QG 2019 la mën ngeen a réagir ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi mais en même temps déglu ñu ci 99.4 en simultané ci King FM tey defe naa benn hashtag rek la muy Serigne Touba
Mamadou Ndiaye. effectivement Pape Cheikh tey benn hashtag la gis naa déjà internautes yi depuis si suba commencé nañu def hashtag bi di Serigne Touba defaat créé waat beneen hashtag tuddee ko Gana Masséré mais mën nañ ci boole hashtag QGTFM 2019 wala QGTFM mën nañu suivre aussi ci Facebook Télé Futurs Médias mën nañu suivre Twitter dañuy def hashtag QGTFM wax naa ko sànq Instagram dañuy def @GFM SN bu ñu demee Snap dañuy def @GFM-8 def Sénégal numéro téléphone WhatsApp bi benn numéro la 77 393 96 34 ma bamtuwaat ko 77 393 96 34 numéro téléphone boobu nag li muy jariñ mooy da ngeen di poser seen i question ci lu gàtt ñu jox ko ki nga xamante ne mooy suñu invité tey bi spécial Serigne Touba tey xam naa ni digital bi teel na yëngu depuis ci suba depuis bi ñu ko annoncé gis nañ ni importance bi ngeen xam ne jox ngeen ko seen émission bi di quartier général mën nañu suivre aussi suñu yeneen support yi ku ci mel ni IGFM www.igfm.sn wala ñu def YouTube/IGFM wala www.kingfm.sn wala ñu def bu ñu demee ci rajo bi dinañ fa jot quartier général en temps réel 99.4 mën nañu suivre aussi li nga xamante ne mooy QG ci seen téléphone portable bu ñu télécharger application GFM et vous mi nga xam disponible la ci Apple Store wala Play Store Pape Cheikh. Et puis on va faire une première partie boo xamante ni Thérèse Faye la ñuy recevoir habitude la at bu jot ñu recevoir ko ci quartier général bi tey fii lay ndogoo enfin xëdd dinañu waxtaan ak moom ci ay ponk yu am solo yoo xamee ni dinañu ko jéem a tënk muy première partie quartier général bi deuxième partie bi nag buñ ca xuusee ci la ñuy doog a tàmbali li nga xamee ni mooy inédit bu tay bi ñu jagleel ko ku tedd ki di Cheikhul Khadim en même temps mën ngeen woote ñu teel leen a jox seen i sukkaru koor mën naa doon billet Makka comme mën na doon ay enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk mu ngi tàmbalee fukk dañ ciy taftal ay pièces yoo xamante ni bu ci nekk mën na doon seen li ngeen di xottilu ci korité bi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal donc 88 628 22 22 88 628 04 05 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi permettre ñu installer Thérèse laata yaay faal yi di yegg si ci plateau bi donc ñu xool ku nekk ci ligne bi oustaz suukaru koor c'est vrai que yëfi aada la waaye def lu baax dafa am solo. mais laaj Pape loolu ngëneel la waaye itam loolu teranga la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bëggoon kuy def teranga te laaj Pape nit defal la teranga nga sant ko yàlla wax na ko yonent bi. ne ko fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis mooy dee koy waxtaane ku la defalati teranga na nga ko waxtaane waaw moo tax xawlu ko li aqika shukran mooy ñeenti xaaju cant am hamdul xadimi lil xadimi hamdul xadimi lil xaadifi hamdul xaadifi lil xadimi hamdul xaadifi lil xaadifi minhu lahu minhu li gayrihi min gayrihi lahu min gayrihi li gayrihi te lu fi baax rek xadim mi ngi ci biir sant bi yàlla sant boppam sant bi yàlla sant jaam mooy ni'mal abdu innahu awwaab mooy sant bi yàlla santoon ayuba sant bi jaam sant borom bi subhanahu wa taala mais alaaj Pape ak sant bi nga xam ni moom la jaam sant moroomu jaamam mooy teraanga bi nga xam ni sénégalais yi moom la ñu baaxoo muy ngëneel man Pape Hann ma ñëw ba ci alaaj Pape Cheikh Diallo ne ko alaaj Pape lii mun ma oustaz lii man la sa suukaru koor la nga ñëw jox ma sama suukaru koor ma jox Mouhamed kii sëy si ci kër gi ne xaaral ma seeti samay goro loolu dafay rataxal diggante loolu alaaji Pape te nañu moytu ñetti sondeel yeeg fukki dërëm yeeg ñetti feuilles yi amul njëriñ loolu day ku ma ko indil man la ñaari guro yi waaw ak ñaari guro yi juróom-ñaari doomu tàndarma imaam yi nag xam nga imaam yi bàyyiwuñu leen xel te ku dee ci koñ bi imaam a lay jiite dëgg la de boo amee juróom-ñaari perkaal ak ñetti sondeel ak benn suukar nga ni xaaral ma yóbbul ko imaam set beek xaaral ma yóbbul ko jàkk imaam lu ma koy doyee ak fukk te yow boo deewee kaay ma wax la li imaam di wax imaam rek a ko xam kon imaam yi nañu leen bàyyi xel. saraxe naa ko ba tey parce que ñoo lay jiite. c'est lii. mbaa joxoo ko imaam yi. ku ne ku ma romb rek. mais alaaj Pape ñetti bekk. mais alaaj Pape am tey benn soppe Cheikhil Khadim jeex tàkk sëñ Bamba. Pape Alé Gueye. moo ko soxnaam Bàjjan. wallaay di ci jëre ñoom itam ñu ngi jàkkaarloo ak noonu. alaaj Pape Alé sama xarit bi. ba fajar moo ko soxna Bàjjan. wallaahi yal na yàlla barkeel leen. ñu ngi jàkkaarloo ñun ba fajar. waaw maa ngi leen di ziar moom Papa Alé Gueye sax moom Papa Alé Gueye sas naa ko benn billet màkk parce que barki démb alaaji Tahirou Sarr ak soxnaam Mariem yónnee doo ko jox sat benn yónnee ñaari billet màkk ñaari billet màkk ñaari billet Sidaat ak naan juróom mais non Sidaat moom li muy yóbbu dafa bëri non nañu jox ñaar defal assise de télé ñoom alaaj Pape Alé at mu jot dina yóbbu lu ëpp téeméeri nit man loolu xam naa ko kon sas naa ko ñaar ngir cofeelam ci yonent bi mais jeex tàkk ci Sëriñ Bamba sas naa ko ñaar yooyu Bàjjan Fay mi ngi ñu rig madame Guèye insha allahu taala man xam naa ni mu mel dina la jox ñaari billet kenn du yow
jërëjëf waay léegi ñu jël téléphone bi en même temps ñu accueillir Thérèse Faye Thérèse donc va nous rejoindre léegi nii ci plateau bi moom la ñuy njëkkee tey ci quartier général bi yaay Faly nañu xaar comme ça ñoom ñëppay dugg seendoo bonsoir Thérèse bienvenue ñu ngi lay nuyu kontaan nañu ci teewaay bi tey ci quartier général bi yow la ñuy tàmbalee daañu waxtaane COJER waxtaane projet yi sa diggante ak président Macky Sall ak ponk yu bëri yoo xamante ni soxal na actualité asseyez-vous bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi ak yow ñu jël téléphone bi dof na nga def waay ça va ana yaay Faly wala da ngay xaar ñu groupe bon d'accord nañu yegg si ñu groupe woon moo doon gën a neex nag waaye comme man yàlla baax na yàlla waxul kenn dara yaay Faly ak Baye Faly donc nañu xaar yeneen yaay Faly ayca ñu jël leen en même temps ci téléphone bi 88 628 22 22 ak yeneen numéro yi nga xamante ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi Awa Gaye xam naa ni sa xel yëpp a ngi ci plateau bi tey ndax Serigne Touba mi ñuy waxtaanee Awa mais bon yow bàyyi ba samedi rek ci sa ndogu bi voilà ñu ngi koy nuyu Sophie tamit pare na pour ndogu wala xëdd bi mu ñuy toggal tey moom ak ay partenaire am ñu xool téléphone bi bu fekkee sotti na ci ginnaaw ñu jël ko allo. allo. kooku waaw Pape Cheikh. waaw. man la Mamadou Diop maa ngi woote Yëmbal. ban Yëmbal nord wala sud. Yëmbal sud. waaw kay naka waa sud. sant alhamdulilah kontaan naa fan yii yëpp maa ngi lay woo maag sama soxna jotuñu la. wax nga dëgg moo tax mujj nga ñoo jot. waaw ana soxna si ba mu ci jàmm ba léegi kay. waaw kay ñu ngi lay déglu. waaw kon boog damaa bëgg nga jox lu suukaru koor yi durum dama bëgg ñaari piis pour maag moom ak ñaari enveloppe yi am valeur. am ko yor nga ko mais yéen TFM fuyal na leen ah. non am nga ko yor nga ko parce que dañ see yàgg trop. man kay aw ma ko yoruma ko télé bee ko am yor ko man. ab yóbbante rek laay yóbbante yi laay joxe. waaw kon boog jox ñu. balaa sama jabar moo la njëkk a woo bu kii dem jeex man tamit ma woo la. jeex na léegi wax ma loo bëgg ma jox la ko comme suukaru koor. ñaari piis yi am valeur ak ñaari enveloppe yi rëy kay yi koy ñaaw. d'accord ñaari piis yu am valeur. ak ñaari enveloppe yu rëy yu koy ñaaw d'accord. ñetti enveloppe nga wax. waaw jox li ñetti enveloppe kay. d'accord ñetti enveloppe. kon bu ci ne def naa ci 1000 francs. waaw muy ñetti enveloppe du ñetti téeméer yaa ma laaj moo ma laaj ñetti enveloppe kat. da ngay wax li nga bëgg wax ko ñetti enveloppe yi duun kay. léegi Ablaye xam nga nu may def ak yow. waaw yaa ngi may dégg. waaw comme ñi war a dugg te ñu war leen jox dañoo bëri. waaw léegi soxna si jox naa ko benn piis ci yi ngay gis yu bëri valeur jóge sant yàlla boutique Maysa et frère ñoom Xaadim ak ñoom ñëpp. waaw léegi tegal naa la ci ñaari enveloppe bii juróomi junni bii tamit juróomi junni. waaw du fukk ak piis. waaw voilà 25000 bi yaa ko moom. 25000 bi ci topp ak piis bi soxna si moo ko moom. d'accord. jeena bul raccrocher comme ça Eva jël sa numéro téléphone ci ginnaaw ku dugg ñu jox ko suukaru kooram et puis numéro bi dafay des laataa ñuy jeexal dinañu tànn kan le quartier général nar a yóbbu Makka 88 628 22 22 88 628 04 05 ñu ngi leen di xaar donc ci numéro téléphone yooyu nga xam ne ni ñu ngi affiché wu actuellement ci suufu écran bi Thérèse ñu ngi lay nuyu kontaan nañu tey ci teewaay bi ci quartier général am mbégte lool daañu waxtaan ak yow ci ay ponk yu bëri ci première partie bi defe naa jot na aussi ñu accueillir Yaay Faly bu fekkee ñoom noppi nañ ci ginnaaw très rapidement pour gagner du temps Sophie tamit mu ngi wàcc pour li mu ñuy toggal xëdd bu ngeen yegsee léegi nii ñu tàmbali fàttaliwaat leen ni itam ni ñu ngi ànd ak Ecobank nag yi mu jagleel ay clientam defe naa bëri na Mamadou Ndiaye. Cheikh li mu nga jagleel ay clientam bëri na surtout ci weeru koor bi nga xam dafa indi njëgu mburu képp ku utiliser li nga xamante ne mooy point express yu Ecobank am nga Ecobank da lay delloo li nga xam ne mooy sa njëgu mburu wala njëgu ndogu mu nekk lu bees li nga xam ne Ecobank indi na ko ci weeru koor bi weeru partage la weeru générosité Ecobank jagleel loolu ay clientam teg ci lu toll ci ñetti nit bis bu nekk dinañ gagné lu toll ci 25000 francs CFA yoo xam ne après tirage au sort mu nekk leneen li nga xamante ne Ecobank indi na ko ci weeru koor bi waaye itam ñi nga xamante ne ñooy ay clientu Ecobank bu ñu demee ci partenaire
Ecobank yi bu ci mel ni hypermarché exclusif ak Sakkanal Grain d'Or Fallou Kol ñoom ñi nga xamante ni utiliser nañ fa seen carte Ecobank bu ñu fa jëfandikoo ba pare am nañ droit ñu wàññi leen seen njëkk yi ñu fa jël mu nekk li nga xamante ne Ecobank indi na ko ci weeru koor bi Pape Cheikh. donc loolu di lu am solo muy li leen Ecobank jagleel tey Aïcha yegg si leen ana ñeneen ñi ñeneen puudaru amagum naa ñaari yaay faal de yaay faal Keps yaay faal Khady ak yaay faal Sophie ak yaay faal Sophie donc nañu dem ci partenaires yi àndandoog ñun ci xëdd bi ak Sophie bu ko defee Sophie teel a tàmbali ndax xam naa bu ca kanamee duñu am jot Adja Fatou Kiné Ndour ñu ngi xaar say bernde parce que at bu jot bu ñu dee waxtaanee Cheikhul Khadim dafa am partie bu am solo boo xamante ni yow la ñu ko dénk donc loolu ñu ngi koy xaar Adja Fatou Kiné Ndour donc ñu dem ci Sophie ak li moom donc bëggoon naa xam naa bu ci kanamee sax dinañu wax Thérèse bi fan la jógee Mamadou ndax moom taalibe la te faaw nu xam ko xam naa ne loolu faaw nañu ci faram-fàcceel mais daal mbégte la. ak contentement vraiment ànd ak yéen tey ci plateau quartier général. macha allah merci beaucoup Alaaji Dof Sidaat Thioune mami ñu ngi lay nuyu Diop Linguère. waaw kay dee ko eggale nay mat waay nay mat jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore cey Serigne Touba askay Serigne Touba jërëjëfa Serigne Touba di leen ziyaar yéen ñi ma bokkal plateau bi ñëpp di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay bi gën a sell di wax ne alhamdulilahi rabbil alamina bi nu ko fekkeetee te bokkaat wax dëgg yàllam tey moom xol seddati na guyu waaye man sama nuyoo dama koy dooree rek ci njabootu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké gi ma bokk di leen nuyu di ko tàmbalee ci Serigne Sidi ba ci sama xaritu bopp ba Xaadimal Moustapha bàjjan may ba ci soxna Jaara mi ci mujjee maa ngi nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ne nag Thérèse daf ma fàttali Serigne Bassoum Cheikh Mourtada maa ngi koy jaale bu baax frère am boobu rakkam jooju fi wàññeekoo di ko jaale soxna Naata Samb Mbàkke moom itam ndax ci kër ga la bokk Baye Cheikh di wax ne dige da di bor te ku dige woon boo dellu see war ngaa wax li nga dige woon Moustapha Diop sa waaja démb teeru na gone ya teeru bu mucc ayib defal na leen ay cadeau itam waaye jox na leen terrain ya ci sa tur ak quartier général te nee na dina ko tabax bu yeggee incha allah nga yónni fa ku la neex mu filmer ko dellu si ñëw teg ko fii te fas na leen yéene continuer di leen jàppale ba keroog xale yooyu di gën a dem yeneen i concours gën a am ndam oustaz Pape Anne ñu ngi lay nuyu di la ziar Fatma Diop nit ku baax la yéen a bokk maam waaw bi màkk bi dina ñëw incha allah ni ma la ko waxee woon noonu laa koy indiwaat dinaa ko indi teg ko sa loxo waaye gone yi daal sagal na ma ja ndax defal na leen teraanga dalal na leen teeru ba yëpp moom moo ko jëloon en charge may na leen kër ya itam te dina ko tabax incha allah ba daara yi yëpp nekk ca ma ngay jàppale jàkka yaak jumaa ya kon loolu man su ma toogee fi wax ko su ma dellu see war naa koo waxaat delluwaat di ziyaaraat askanu Touba Mbacke gépp rawat na ci Daaru Xuddoos gëm a dëkk di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay bu gën a sell waa kër Serigne Soye boon maa ngi leen di jox seen wàccuwaay mu ngoog te waxtaan wi tàmbaleegul ñu ngi lay gërëm di gërëm itam bu baax Moustapha Diop bëgg loolu Louga jërëjëf ci woote boobu nga xamee defaloon nañu ko xale yooyu nga sagal leen foofu ca Louga ñu ngi la ciy sant bu baax yàlla na suñu borom yàggal sa taxawaay foofu ca Louga Mado yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax ndokkale ci Adja Ngoma Thiam ndokk sa wala Baye Cheikh ndax maa ngi nañuy bokk ndokkale moom itam ñoo bokk ndokkale bi oustaz suñu benn yaay la ñu maye macha allah Adja Ngoma sama yaay am na jëkkër waay maye nañu sama yaay ma yëgal leen ko ngeen ñaanal ko bu baax wallaay yaay ndokkale wallaay jënd sama yaay mami yaay de biñ ko mayee sama benn jigéen biñ koy maye mi ngi toll ci ñeent fukki at ak juróom wallaay dañ koo maye fajar gi weesoo noonu rek dafa pes jëkkër ji wallaay da koy pes jëkkër ji ne ko lii lu mu doon mën ko foo ne woon ba heure bi wallaay kon ñi xam yàlla na yàlla may leen waaye damay ragal nag yaa ngoma borom kër gee koy pes ne ko yii musoo rek yii càq fu mu nekkoon ba heure bi Adja Ngoma Thiam ndokkale yaay takk nañu sama yaay ndokkale Alaaji Papa Cheikh la rek ba tey takk nañu yaa ngoma Thérèse féliciter ma sama yaay ji maye nañ ko waaye macha allah nañ ko ñaanal rek wallaay cadeau mariage yi moom xam naa buy réception laa koy yóbbu bu soobee non moo naka nekk maître de cérémonie bi donc maman Ngoma ñu ngi koy ziar di ko dokkale bu baax a baax
waaye di nuyuwaat mbokku téléspectateurs yi ku ci nekk seen tur ak seen sant di leen di ziar yéen ñëpp ak di leen di jox seen wàccuwaay ak yéen ñi nga xamante ne yéen laa fekk ci plateau bi di ziar bu baax ki nga xamante ne moom moo di soxna Thérèse moom itam di nekk femme bu baax bu yiw bu ñu xam macha allah kon yow itam dañ lay ñaanal rek li nga xamante ne sunu président dénk na la ko yàlla gën la ci may ndam te lu mu yaakaar ci yëpp séntu ko yàlla defal la ko di delluwaat nag di santaat bu baax suñu waajur yi gi njooro ba si bàcc tégg bàll ak maram bàll maa ngi koy jox wàccuwaayam waaye di nuyu nag mboolam koo xamante ne sunu waajur yu jigéen ñi di njëkkee nag ki nga xamante ne moom moo di soxna Bali Muntaxa di ko jox bu baax wàccuwaayam ak ki nga xamante ne moom moo di soxna maam Sey bu sëñ Fàllu di feddaliwaat suñu kóllëre bu baax te di leen di ñaanal yàlla wàcc leen fi ndax bi ñuy jàppee ba tey bàyyiwuñu kon nag yaay yéen loo leen dund doyul di ñaanal képp koo xamante ne nag téléspectateur Télé Futurs Médias nga te din wax rek comme ni ngeen ko waxee xam naa ne bu ci kanamee incha allah waxtaan bi dina gën a baax te lépp loo xamante ne taataan nañ ko fi rek Pape Cheikh mu neex mbokku téléspectateurs yi ñun nag bu ci kanamee dinañ ñëw waxtaane li nga xamante ne rek moom moo di ay njaxas ndax dafa xew ci jamono tase nañ kenn koo xamante ne daf ciy liggéey bu ci kanamee ñëwoon ko mbokku téléspectateurs maire tukulóor bi laa romb sànq mu ne ma nuyul ma képp si donc ci koor geeg ni ma mereeg ni sama xol bi tàngee tey xaw ma ku muy wax mu ne ko waaye mais bàyyi ma xaw ma kuy képp si mu ne ma képp si voilà képp si xam naa képp sa la bëggoon wax képp si képp son kalaajo arrêté la bu baax xam nga bu ñu laajee Lat Joor loo bokk ak tubaab bi. mu ne yàgg ñoom ñaari defandoo 14 18 de. noo defandoo deuxième guerre mondiale de. première guerre ba kay on vous connaît. Kepsi ñu ngi leen nuyu Kepsi. arrêté maa ngi lay nuyu Pape. di nuyu ñi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi Mami Mado Bijou ak képp koo xam ne rek yaa ngi teew ci plateau bi. tey jii di bis boo xam ne bis buñ koy jëmmal xol yëpp dafay sedd ndax du ma rex rek Sénégal. dafa jéggi frontière u Sénégal. race noire laay wax nit ku ñuul laay wax ki nga xamante ne moo tax ba tubaab bi wekk ñu muy Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Baye Bass ak Baara Maami Dan ak Cheikh. kooku tey jii moom la ñuy fas yéene waxtaanee loolu dañ ciy sawar suñu xol sedd ci. ndax nag sama maama nga tëdd mu soobe te loolu nag lu am solo la di ci nuyuwaale soxna Astu Murtala ak képp koo xam ne rek yaa ngi toog di ñu déglu ak di teewlu li nga xam ne moo fi fas yéene ruusee ñun nag ci kanam tuuti Pape dinañ waxtaanee ki nga xamante ne rek benn sénégalais la comme ni ko sénégalais de la diaspora yi di faral di defee kii nag dafa am élection bu mag boo xam ne moo am ca Florence Italie moom nag ñu ngi koy wax Mamadou Sall mu nekk candidat ñu bëgg nag rek ñëpp jàpp ko voteel ko ngir nag mu taxawul Sénégal bu baax a baax donc Italie lay xewee képp koo xam ne am nga nationalité italienne rek tey sénégalais nga jàppale ko ngir mu falu ndax loolu sagu Sénégal la Pape loolu la ñu fas yéene waxtaanee. ci kanam loolu mooy li ñu jagleel sénégalais yi nekk ci diaspora bi ak Kepsi ce sera pour tout à l'heure Khadisi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di kontaan ci nekk fii ci plateau bi yaay Fall yi fi nekk ak Baye Fall yi yëpp yaakaar naa ni QG bi mu commencé ba léegi mosuñu am mbooloo mu toll nii mais ki ñuy waxtaanee tey moom moo ko jar donc di ci nuyu bu baax Serigne Fallou bu Serigne Cheikh Abi ak Serigne Abo bu Serigne Saliou et puis kontaan aussi di recevoir Thérèse Faye ndaxte moom li muy waxtaanee daf ma soxal torop muy la petite enfance xam naa du ñàkk question yu bëri yoo xamante ne dinañ ko war a mën a poser Pape. mu ngoog kon bu leen fàtte mën nañu tàmbali Mamadou Mamed Ndiaye am yu ñu laaj rek Thérèse Pape loo gaaw xeeb naa sama làmmiñ baa ngi raf Aïcha soxna Thérèse li jaaxal ñëpp mooy campagne présidentielle bii passé sonn nga ci def nga ci lu nekk sa commune Diarère sax je pense yaa ngi ko gagné à plus de 82%. waaw ku jug songu président Macky Sall nga dal ci kawam jaar nga fa ak Abdoul Mbaye jaar nga fa ak Gakou si gàttal daal lu ne daj nga ko fi mais li jaaxal ñëpp mooy defuñu la ministre te ca cappaandaw la yow loolu bettu la. merci beaucoup damay nuyuwaat ñëpp nga baal ma nuyu waa Diarère ak nuyu waa Case Tout Petit may seetaan yëpp di wax ne ministre moom du dañuy juddu rek ne dañuy doon ministre. waaw te dafa am démb waxtaan bu ma fekkee bi nga xam ne suñu benn mbokk libaas ja mu ngi koy def fële camp pénal Oustaz Assane am wax ju am solo bu mu wax ne doomu aadama bu amee 40 jours ci biiru ndeyam ci la yàlla di bind lépp luy cër lu mu war a am ci àdduna lépp lu mu war a lekk fam ko war a lekkee lépp lu mu war a am donc ci 40 jours yooyu bu fekkente ne avant ngaa ñëw ci àdduna lañ koy bind donc tey jii nii man awma lu may xarab nit
ca la ma waroon doon te doonuma ko wala la ma waroon am te awma ko xëy na nag nit ñi ñooy am seen yéene parce que tamit booy politique nit ñi dañ lay xam ku nekk di la apprécier mais li am solo tamit te ma koy waxaat fii nga xam ne ci TFM réew mi yëpp ñu ngi may seetaan mooy président Macky Sall ba ñuy engagé wu ci moom dañu bàyyi nguur dem opposition donc du woon poste moo tax ñu topp ko dafa am projet de société bu mu tegal askan wi ñu gëm ne am na injustice ba nga xamante ne da koo dal ci biir parti démocratique sénégalais ñu nekkoon ay ndaw nekk ay étudiantes ak ay étudiants nekkoon biir université di xeex ci loolu ci mouvement des élèves étudiants libéraux ñun ñu génn créer jeunesse ouverte à Macky pour gunge ko ci loolu la mu tegal sénégalais man mu convaincre sama morom ñu dem ba réew mi jox ko li nga xamante ne moom mooy élection ñu dem élection ñu jox ko li nga xam ne moom mooy réew mi donc pour tënk question boobu noonu et puis foog naa couleur ci dalal xelu ñëpp tamit mooy ne que tey nit ki buy liggéey pour askan wi nañu jiital li nga xam ne moom mooy intérêt askan wi dañu wax ne que les grands hommes discutent d'intérêts nationaux mais duñu discuter ay intérêts personnels et je pense que tey jii nii ñun ñi ñëpp muy yéen ñu fi toog yëpp parce que li ngeen di def dafa am solo quartier général toog doo leen nelaw ba 4 heures du matin sénégalais di leen di seetaan am yu ñu ciy taataane ak di ci jëli dama jàpp ne que tey jii nii ku fi nekk et puis loolu moo war a nekk aujourd'hui le débat même dans les partis politiques nit ñi ban taxawaay lañ war a am pour wan sénégalais yi ne que intérêt réew mi moo ñu fi tax a jóg mais pas intérêt personnel donc mais soxna Thérèse loolu boo koy wax waaw pour ñu gëm ko day jafe parce que bi ñu defee Pape Gorgui Ndong ministre xar suuf si dugg ci rek la dese woon au fait xam nga lii xew ci parti yi du lépp la ñuy mën a wax ci plateau ak du lépp la ñuy mën a wax ci mbedd mi yaa ngi dégg dañoo am suñuy instance nekk suñu biir parti mu am ni politique di doxee ku nekk des fois di nga am lu la métti des fois di nga am loo xam ne dina la neex mais fi nga ko war a waxee foofu nga koy waxee ba ñu falee kooku amul fenn foo ma dégg ci rajo ma wax ci loolu. mais ay journaliste lañu am nañu source xam nañ li xew. mais li ma la bëgg a wax rek ci loolu mooy ne que et je défie quiconque amul kenn ku dégg ne que Thérèse wax na ci lii diw ak diw nga dégg ko ci audio wala nga dégg ko ci rajo wala nga dégg ko ci neneen ak neneen léegi nag man li may waxaat rek encore une fois mooy ne que man c'est pas les hommes qui m'intéressent ce qui m'intéresse mooy président mi nga xam ne. man moo tax ma dugg di politique parce que je le répète sama famille amul kenn ku politique man maa ñëw université dugg syndicalisme. est-ce que président yëg na la yow sa jëm bopp. ah dañu waxante dëgg Pape. mais président dañu ne ci campagne bi gis nga fi mu mujjee. Thérèse ko baax la Cogère bi non gis nga fi mu nar a mujjee. même jaareer gi nga xamante ne nii moom moo ko jiite am fa doole. waaw allez-y parce que xam nga loo xamante ne ji ñun dañuy jàngat xëy na yaa ñu gën a jege président mais les faits sont là Pape bu fekkente ne moom day rey boppam te dégguñu ñu ne président def na ko teg na ko foo xamante ne ku ko dégg ne foofu de ciiru Thérèse la yow jaareer gi nga doon nooyee sax far ngóor si saara nga fa te moom ministre la teg ci ça veut dire que d'une manière générale dañ leen néewal doole waaw c'est que foofu dama la bëgg a wax ne que rek gis nga li am solo man jaareex la tax ñu def ma lañ ma def bés bu ma ko wàccee su leen neexee ñu xool keneen seet ko teg ko fa tey parce que engagement politique ci laay ñëwaat rek li ma ci wax léegi du ma ko répété waat président Macky Sall moom la constitution may mu fal ku ko neex bu apprécier ne que Thérèse ba fii may wax dama bëgg mu rester casé tout petit man dama fay rester et je pense que loolu du sax débat léegi nag beneen affaire bi mooy bu fekkente ne tey jii nii jaareex boobu ngay wax population jaareex ñooy apprécier tey gis nañ ay ministres yoo xam ne seen bureau de vote yi sax dañ leen di gagné ci télé laay wax donc affaire bi nekkul ci titre de ministre wala directeur général wala mbir mi lan la mooy la ngay seq ak sa askan soxla yi nañuy taxawee ak yow farlu ga nga ci am man dama jàpp ne que loolu la donc et puis pour rassurer ñu bëri man mission bi ma am mooy continuer gunge président Macky Sall jàppale ko ci liggéey gi nga xamante ne mu ngi koy def pour askan bi. mais le fait que nit ki di yaakaar ni Thérèse Faye tey fi mu toll waroon na ko dépasser yow loolu dara déranger wu la ci. parce que nag bu dëgg rek day am. voilà bi waroon ngaa dégg madame la ministre. yàgg nga ci parti bi jàngee compétence bi ci li nga ñu wan beneen bi topp mooy am nañ ñu fi fàllu ñoo xamante ne ji yow bañ lay dégg ak Macky Sall ñoom xamuñu fu ñu féetee. waaw xam nga peut-être loolu mën nga comprendre que daf may gêner quelque part mais en tant que politique. man jàppuma comme lu may gêner parce que politique li ma ci jàngat quand le chemin est difficile dis-toi que c'est le bon chemin
si c'est facile nag war nga mën a xalaat ne que yoon bii ma jël est-ce que yoon bu baax la parce que burle kat dañuy naan baaxul donc moo tax ma ne la si le chemin est difficile dis-toi que tu es sur le bon chemin man awma lu may regretter que ñu fal ma lii wala ñu fal ma laa parce que encore une fois politique xëy na noo gën a ramper mel na ni rek nga jël fii jël ascenseur yeeg kii jël escalier yi ki jël escalier yi dina gis loo xamante ne mun na ko jëriñ donc xëy na nu mu gën a yéexee ci yow sa expérience day gën a yokku et puis aujourd'hui man li nga xamante ne mun naa ko jàpp modestement ko mu nekk fierté ci man mooy man nekkuma apprenti ci politique nekkuma koo xam ne aussi dama ñëw occasionnellement dugg ci politique nekkuma également koo xamante ne da nga nan laa ko mën a expliquer ça en tout cas man dama jàpp ne hasard indiwu ma fa te cursus lépp lu ñuy wax fi nga war a jaar ci instance politique de base jusqu'au sommet maa ngi koy def la ma cay jàng aussi mu may jëriñ mu ngi may jëriñ te képp koo xam ne aussi mën naa la dimbale pour loolu aussi jëriñ la maa ngi koy def waaw te je pense que tey jii nii ñuy xalaat dañu comme ni ko Mamadou Mouhamed Ndiaye waxee dañoo xalaatoon yow ci biir gouvernement bi surtout ministre de la jeunesse bi ñu falee ki nga xamante ne mooy Néné Fatoumata Tall dama jigéen ba ka baax est-ce que bett na la wala bettu la sincèrement bettu ma parce que débat bi sax graaw laaj ngeen ma dinaa ci tontu xam nga lu tax bett ma Néné Fatoumata Tall est une sœur ça c'est premièrement deuxièmement xëy na aw ma pour wax président Macky Sall que def ma fii wala lii laa bëgg parce que gor tamit am na loo xamante ne moo ko moom liy xelam bu ko dajee ci yow bu la ko joxee nga liggéeyal ko su la ko joxul aussi nga toog fi nga toog dafa jeex tàkk Néné est une sœur et est une militante dans le parti yaa ngi dégg leneen li mooy comme li ma bëggoon wax léegi rek su président Macky Sall laajoon ma sama xalaat ne ma ndax dama lay jox ministère de la jeunesse loo ci xalaat wala tànnal ci lii ak lii du ma tànn ministère de la jeunesse et je peux m'expliquer ici je le dis ici loo xamante ne xëy na ñi ma jege xam nañ ko peut-être dans l'opinion ñu bëri dañuy jàpp ne que Thérèse dafa war a doon ministre de la jeunesse parce que dama jege jeunes yi mais bul fàtte ne que maa ngi ci buntu bàyyi jeunesse bi pas ma bàyyi leen kii mais structure bi ci boppam dafa laaj comme 2019 mission bi ñu amoon mooy falaat président fal nañ ko li nga xam ne moo am solo mooy ñun ñu quitté structure bi amaat beneen souffle parce que ñi fi nekk ñu ci bëri tey jii nii dañ fi resté parce que mission bi xëy na président gisanteeguñu pour mu ne ñu pour ñu wax ko liñ ci suñu xalaat wala moom tamit mu wax ñu liñ ci xalaatam mais li am solo tey jii nii mooy li nga xam ne man du ma wax une chose di waxaat le contraire man dama jàpp ne que structure de jeunes ki ko mës a yor moo mës a jiite li nga xam moom mooy le ministère de la jeunesse avec nous c'est pas le cas président Macky Sall moom moo décidé loolu ñun mënuñ ci dara dañuy topp ci loolu mais li nga xam ne moom laay wax mooy ne que du moment où man maa ngi à la porte de sortie de la structure sincèrement suñ may wax pour ma liggéey ci leneen ma dem wuti yeneen secteurs yi nga xamante ne mun naa ko ci jàppale loolu mooy li nga xamante ne moom mooy wax ji mais encore une fois aw ma dara lu ma regretter sincèrement mais mu leeral benn kii rek parce que ci jamonoy campagne bi dafa am benn audio bu fi génnoon Ousmane Sonko wax ca lu ne weng nee nañu yëpp yaa ko manigancé te ba léegi dégguñu la ci Thérèse c'est que voix moom bëri na lu ñuy naan Thérèse a ko wax par exemple Ousmane Sonko man dama jàpp ne que loolu rek dafa jàpp xëy na modestement ancrage bi Thérèse am ak crédibilité bi Thérèse am ba buñ ko jiiñee dina mën a def effet parce que voix bi ku xam Thérèse déglu ko xam ne Thérèse du moom am na sam benn xarit da ko déglu ne ma kii de ba muy imiter affaire bi accent séeréer bi la ci fàttee dugal parce que yow booy wax dafay am accent séeréer du woon man et puis la fille bi nga xamante ne moom moo ko def foog naa ci biir wax ji sax nee na fii ci France donc boo dégloo audio bi muy naan fii ci France da nga xam ne ki ko def France la nekk yaa ngi dégg donc loolu mais jàngat bi ma ci wax rek mooy ne que peut-être utilisation internet bi aussi ça c'est un débat boo xamante ne il faut ñu wax ko on a eu des camarades dans le parti ku mel ni le ministre Yakham Mbaye à l'époque loolu daloon nañ ko ba ñu vérifier xam nañ ne du baatam dañu jël technologie moo tollu foofu dañu jël baatam imité ko am na ñeneen ñoo xam ne dañuy def lu gën a garaaw loolu mën nañ toog di la xeex politiquement defaral la benn enregistrement audio jox ko benn kilifa ne diw moo la wax li fekk ñoom ñoo koy créé kooku bu amul temps vérifié dina jàpp ne diw moo ma wax li mais yóbbu nga ko ca police cybercriminalité bu xarañ bi fi ne xam nga lu
tax du ma ko yóbbu. parce que temps bi ma daan def naa damay dem police di yóbbu waa Kër Sonko ma dem ci dëkk yi campagnal président Macky Sall. waaw bu dee man Sénégalais lambda lu ma dégg rek gëm damay jàpp ni yow la. du ma jéem a faire la part des choses. leeral bi def naa ci benn communiqué. pour wax sénégalais ni lii du man. beneen affaire bi ma jël ñaari audio ñoom audio bi ñu defar ak audio boo xamante ne man personnellement la. ñu teg ko ci benn truc mu daw ci réseaux sociaux yi ku déglu sama voix ak déglu nga jël sa téléphone def leen li nit ñi def léegi de ko ram mu ngi naan nii maa ngi lay rappeler mais li ma bëggoon xam mooy bi mu yëgee loolu ba mu jaral ko sax di def comparaison bi nga ko yëgee sur le champ yow nu mu la def non defuma dara dama jàpp nekk rek yëfu tappale la ngeen baal ma ci kàddu gi parce que tey xeex man damay jàpp ne que combat politique am na mais buñ koy def na fen na nekk ci anam yu rafet anam yu jaar yoon anam yoo xamante ne kenn du la ci gis xeeb la ci parce que même ñi nga xam ne ils sont dans les autres partis ñu ci bëri dama leen a suivre ci réseaux sociaux yi ñu wax carrément ne que lii du baatu Thérèse Faye Diouf comprendre nga donc loolu man dama jàpp ne que rek concurrence du ñàkk ci politique mais buñ koy teg rek nañ ko teg ci anam yoo xamante ne anam yu rafet la parce que mën nga di fexeel nit ki te kàmb googu nga koy gasal mën nga ci des après ñoom loolu moo leen dal Thérèse man si ko gérer laa bëggoon ñëw ndax léegi dégg naa la nga ne da nga nekk ci yoonu génn fa bàyyi ko ñeneen ñu gérer ko est-ce que jàpp nga ni yow li officiellement sax pare waaw ba pare est-ce que yow li est-ce que jàpp nga ni li nga fa waroon a def yëpp def nga ko est-ce que yaakaar nga ni c'est une réussite wala échec la moo tax nga bëgg a bàyyi dem ci leneen je peux dire que c'est une réussite totale vous savez pourquoi ci li ma xam laay wax de ci histoire politique u Sénégal ma ciy sant président Macky Sall c'est la première fois ñuy am jigéen bu jiite structure de jeunes d'un parti au pouvoir sama mag Abdou Mbow chaque jour dafa ma koy tooñee ñun fi ñu gën a yombee foofu lañ yoroon yow fu mu gën a méttee foofu nga jëlee ma koy sant bu baax di ko nuyu donc pourquoi ma wax ne que c'est une réussite totale tey boo ñëwee ci bu ñu jëlee COJER lu ñu njëkk a réussir mooy am le maillage national 45 départements yi foo dem ñun xaw nañ ne ndaw ñii ñoo nekkal président Macky Sall ba ci commune yi ay COJER communal ay COJER départemental ñooñu amul lépp lu ñuy def ci parti bi au niveau des jeunes te amuñu partage boo xamante ne dañ koy def ak ñoom formation yi voyage yi ñuy dem di jàng ba ñu jóge Chine barke démb la ñu ñëw loolu yëpp ñu koy impulser ci parti bi mais également forum yi nga xam ne dañ koy def mais ñun bu ñu jógee ne dañuy fësal yéenu yokkute ak li président Macky Sall di def ci la lu bëri commencé di wax ne nañu mettre en avant les réalisations du président Macky Sall donc cette jeunesse a été toujours le fer de lance du parti may nuyu di sant au passage également la jeunesse républicaine université républicaine envergure bu mu am ñun bu ñu ñëwee loolu mosul am xëy na nag soo koy wax fii nii tollaguñ ci bilan jeunesse pour l'émergence def nañ ko wër les 52 communes de la région de Dakar caravane fësal yoonu yokkute wër tous les départements du Sénégal mu tax ndaw ñi ci seen bopp waa Kédougou xamuñu woon waa Tamba xamante waa Kaolack xamuñu woon waa Dakar xamante donc loolu rek dafa am beneen dynamisme boo nga xamante ne impulsé na ko ci mais 2019 la ñu waxoon ci la sa mandat di jeex concrètement ban date nga war a yam en fait affaire bi mandat mooy ku ñu fal man du élection lañ ma fi tegee parce que texte parti bi ñoom ñoo jox président mandat mu fal ku ko neex ci instances yi nga xamante ne ñoo nekk les instances du parti que muy les jeunes muy les femmes muy les enseignants les sages partout structures yi am yépp président moom mooy xool ki nga xam ne doy na ko mu teg ko fa ne ko yow yaa jiite fii léegi nag président kàddu gi nga xamante ne également wax na ko parce que te lu mu waxoon c'était une cohérence nit mënoo di dem ci réélection di changer say structure parce que xëy na Thérèse nu mu miinee parti bi au niveau des jeunes bu ñu changé woon ci diggante bi kooku est-ce que dina am temps pour am miineel boobu ak ndaw ñi. mais vous aussi vous ne faisiez pas l'unanimité de. non unanimité amul fenn. non suñu borom sax am na ñoo xam sax dafa gën a garaaw. c'est-à-dire yow dafa meloon ne. say noonu ëppoon say soppi. biir COJER non je suis désolé. je suis désolé. non impression bu ma am la. waaw impression bu am la xam nga lu tax ne yow ñëpp d'accord nañu ak yow COJER nga def li nga xamante ne lépp réussir nga ko lan moo waral nga bëgg ko bàyyi su dee dañ la dénk dara nga def. non mais ndab li nag mais ndab li comme on dit doo ko ñit nit da ngay am xel. te bul du dara tamit lii may wax du man kese
mais ñun ñi nga xam ne ñoo bokk cette génération nekkoon COJER am na ñu ci bëri ñoo xamante ne man la ñuy gunge moo tax ñu resté yi mais tey jii nii seen at waxuma sax at yi parce que mayatu leen ko mais tamit politique monotonie da ci baaxul da ngay dem ba benn moment boo xamante ne tey man jigéen la su ma neexee ma continuer defi sama leadership au niveau de Fatick ñeneen ñi aussi am nañu envie dem CCR au niveau des cadres ñii am nañu envie def leneen donc monotonie noo baaxul ci boppam ci lépp loo gis. ba tax na tey jii c'est pas parce que on a échoué on n'a pas échoué on a réussi lu ñu njëkk a réussir mooy oser jël président Macky Sall téye ko samp ko ne kii mooy doon suñu candidat en 2012 on était encore des étudiants. ñu pare ci loolu. ñu ànd ak moom ci gestion du pouvoir gars yi di ko song ñuy jàkkaarloo ak ñoom. loolu du lu yomb. xëy na nag au niveau du parti comme ni nga ko waxee léegi unanimité amul fenn te tey accalmie bi am au niveau des femmes nga gis ko au niveau des cadres tey fougue de jeunesse moo ànd ak yenn coow yi. te ba tey damay wax ne que boo defee étude comparative entre l'UJTL à l'époque ak COJER foog naa UJTL fi ñu tolloon ci ay xeex ñun tolluñu ci xaaj bi sax. ci foofu. te tamit leneen li nga xam ne aussi. mën naa ko wax parce que il faut ñu positiver képp koo xam ne taxawoon nga xëy na gis ne que Thérèse mii nu muy doxalee neexuma taxul nga ne président neexuma ñun ñëpp benn dénominateur commun la ñu am muy président Macky Sall nan la ñuy def ba ndam lii nga xamante ne moom la bëgg ñu jox ko. donc ñii xëral leen ci dugaloon mais xamuñu ban méthode la ñuy defee te au niveau des jeunes aussi. tranche d'âge bi diplomatie bi nga xam ne moo ci war ak ni nga mën a maslaa négocier ba am li nga bëgg yooyu yëpp xëy na day manqué defal la ci ñun dama ciy boole sama bopp mais pour vous dire daal COJER li ma ciy wax mooy bravo à cette jeunesse républicaine. Très bien partout des 45 départements ak waa diaspora. ci beneen wàll képp su may ma tuuti rek da nga jege jeunes yi. waaw d'accord mais léegi tey suñ la déedéet dama bëggoon. non dama bëggoon rek moom mu jox ñu appréciation ci politique de la jeunesse bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal teg na ko. parce que problème bi mooy gis nañ fi ay jeunes yoo xam ne bu ñu xëyee seen pexe yëpp mooy génn réew mi. gis fi jeunes yoo xamante ne dañu découragé ci réew mi. ay compliqué yoo xam ne jeunes dañu dem ba amatuñu espoir wala boog ñu ci bari amatuñu espoir ci régime bi fi nekk te yéen ngeen di wax ne président Macky Sall jàppale na jigéen ñi jàppale na jeunes yi jàppale na lii jàppale na yow ban gis nga am Alaaji Macky Sall ban gis-gis nga am ci politique de la jeunesse bu régime bi et particulièrement bu président Macky Sall mi ko jiite. man li may jàpp xëy na boo taxawee di naan sax président am na bilan ci politique de jeunesse nit ñi dañuy naan parce que foofu nga far moo tax mais mën naa la limal te avant ñu yegg si sax au pouvoir président Macky Sall ci programme yoonu yokkute dafa théoriser l'école de la seconde chance tey boo xoolee Sénégal te loolu xëy na moo ñuy sonal ñu bëri dañuy bëgg a def ay études supérieures c'est vrai c'est normal ku nekk boo duggee ci benn mbir da ngay bëgg a dem ba ca pandaw ga mais il faut ñi xam ne que aussi ak àdduna bi nu muy doxee il faut ñu xam ne que y a pas de sous-métier te nit day démarrer juróom fukk sax dem ba yori ay millions foog naa mën nañ fi citer ay nit mais su ma ñëwee li tax président doon wax l'école de la seconde chance mooy tey boo xoolee enseignement supérieur ñu nekk université il représente 3% des effectifs du système éducatif au plan national maanaam boo jëlee ñi nga xam ne moom mooy préscolaire ba enseignement supérieur ñi nga xam ñoo nekk université il représente 3% donc 3% 97% yooyu ñu ngi à la base ba fi nga xam ne moom mooy le baccalauréat léegi nag li nga xam moom la président doon wax mooy il faut ñu renforcer la formation professionnelle pour que nit ñi mën a jàngi métier dem président ci loolu la nekk ba tax na maa ngi ñëw 3FPT gis nga ko y a combien de jeunes ñoo xam ne dañ leen dimbale subventionné seeni études ñu nekk ci li nga xam ne moom mooy enseignement supérieur ci formation professionnelle di ci liggéey loolu ba passé président Macky Sall teg na fi délégation à l'entrepreneuriat rapide xëy na nit ñi dañuy foog ne que campagne taxoon ñu yëkkati ko mais déedéet parce que tey y a pas mal de jeunes yoo xamante ne dañu bénéficier wu ci loolu te tey jii nii ñoom c'est des militants. non du suñu militant wax naa ko gan gi fi ñëw. du suñu militant du suñu militant. d'accord parce que tey jii nii foog naa bu fekkente ne suivre nga activité yi waa DER def yëpp. y a des jeunes yoo xam ne ñii ñu ngi ci pêche bi. ñii ñu ngi ci leneen ak leneen. Là vous me parlez de métier de profession. maa ngi ñëw parce que boo waxee emploi des jeunes c'est un package. parce que nit ñi tamit bu ñu yaakaar ne que emploi des jeunes mooy ki nga xam ne rek fonction publique recruté na nga dem di liggéey. tey fii li président Youssou Ndour def créer entreprise am bu mag recruter fi ay jeunes. mais loolu
beneen forme d'emploi des jeunes la. donc président Macky Sall teg fi li nga xam moom mooy FONGIP andi ANPEJ andi yeneen mécanisme yoo xamante ne tey boo amee financement boo bëggee financement sax te amoo garantie ñooñu jëlal la en charge garantie bi. donc ak li nga xam ne nag administration mu ngi koy jël. donc tey jii nii li ñu mën a wax mooy ne que le président a compris gis nga kenn mënul motali lépp parce que loolu tamit il faut ñu reconnaître. mais jeunes itam gisuñu ci seen bopp de dañuy ñaxtu rek moo taxoon boo gisee ci campagne bi jeunes yëpp ci réseaux sociaux yi lañ doon dugg di poster li nga xamante ne moo leen naqari ndax am jot ak toog ci kër yi. waaw mais boo seetloo tamit bu ñu jëlee le pourcentage jeunesse au niveau de la population sénégalaise loolu tamit il faut ñu comprendre. on est une population jeune. Nous sommes une population jeune. Et je pense que c'est ce qui explique le fait que le président a décidé de réorienter yenn affaires yu bëri au niveau des jeunes. Et puis même ci quinquennat bi yooyu tamit wax na ko ci. donc tey jii nii comme ni ma ko waxee léegi rek dara motul parce que ku ne am na noo bëgg a taxawee ci réew mi te ku ci ne aussi am na ci droit ndax am nga fi waajur war ko dimbale war ko sutura. mais tamit am nga ci soxna goo xam ne war nga ko sagal am nga njaboot goo xam ne bëgg nga ñu doon dara. mais li may waxaat rek mooy encore une fois bu ñu xaaddi nañuy gëstu lu gouvernement bi di def nañuy xool yan opportunité la leen gouvernement bi di offrir ñu dem vers ça. parce que nit ñi à l'avance dañuy jàpp ne que rek rapidement juste ci li nga doon wax ni dimbali xale yeeg wala jeunes yi ngeen di wax ni par rapport ak démb seen plan de ni ngeen di wax seen plan bi ngeen di xamante ne est-ce que yee ngeen di sóoraale ñi nga xamante ne c'est des jeunes nekk ci prison yi démb tase nañ fa bi ñu demee ci góor yi j'ai vu beaucoup de jeunes yoo xamante ne yàlla nattu na leen caabi nekk féete leen ginnaaw gisuma ni comme par exemple ñi ngi liggéey wala leneen te peine yi ñu fay am ay peine u 10 ans la imaginel kenn koo xamante ne dañ ko tëj nga am 20 ans nga war a toog boo war a génnaat 10 ans ñaata at boo génnaatee est-ce que yi ngeen di sóoraale yéen waa COJER seen réinsertion naka la mën a demee dama ko doon xalaat tey tamit ma dugg ci benn taximan di ma naan moom tamit loolu da koy xalaat ba nee ma est-ce que par rapport ak comme par exemple booy seet ci àll yeeg yooyu est-ce que mënuñu jël ci yenn jeunes yooyu yóbbu leen parfois ci àll yi ñu di fa bay comme tout le temps on parle de bay ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu gouvernement bu Sénégal donc est-ce que duñ leen fay dimbali ñu fay bay ñu leen di fay peut-être xaalis boobu buñ leen di ko dencal bu leen génnee dinañ am benn fonds boo xamante ne peut-être dina leen mën a dimbaliwaat ñu am un nouveau départ yéen est-ce que vous avez des projets comme ça par rapport à ces jeunes qui sont en prison? Ok en fait projet yooyu c'est pas au niveau des instances politiques comme ay COJER mais au niveau du gouvernement je pense que ministère de la justice ci li ma ci xam lu ndaw ndax duma expert ci loolu xam naa ne que ñoom am nañu ay plan d'insertion wala par exemple nit ki nga xam ne dafa nekkoon am ay jafe-jafe nekk prison bu génnee nan ngay def ba ñu mun ko accepter waat ci société bi parce que loolu d'abord moo njëkk a am solo que liggéey bi nga xamante ne sax moom lañ koy wutal loolu bu passé tamit tout dépend parce que am na ñi nga xamante ne bu ñu nekkee prison seen casier judiciaire am na mu mel je pense que loolu aussi day nekk frein par rapport ak seen avancement ci yenn secteurs yi mais li ma xam ba xam mooy ne que président Macky Sall ci lu muy def exclure ci benn couche de la société au niveau des jeunes également exclure ci jeune bu mu mënta doon ak situation boo mën a dund parce que comme ni ma ko waxee léegi le chef de l'État c'est qui c'est le père de famille mooy ki nga xam ne ci biir kër gi ku xiif moo la war a jox nga lekk boo maree aussi da nga war a naan bu fekk da nga bëgg a jàngi aussi moom moo la war a fayal njàng nga jàng mais li nga xamante ne wax nga ko parce que démb maa ngi woon foofu xam naa ne lu daw yaram la te ñuy wax ne ko aussi nattu la yu leen di dal yoo xamante ne xëy na kenn du ne jomb na leen mais sunu borom moom ay natom di ko teg ay jaamam mais li ma la mën a wax ci loolu daal mooy gouvernement bi amul kenn koo xam ne exclure na ko ci lu muy def du moment où ñëpp ay sénégalais lañ. man foofu rek laa bëggoon na ñëw am lu ma laaj tuuti Thérèse ginnaaw bi ñu la dalalee ba pare. dama bëggoon ñëw ci li nga xam ne moom moo di structure yi nga xam ne dañ ko jagleel jeunes yi. te tout le temps dañu ciy dégg ay fonds yoo xam ne peut-être dañ naan dañ ko luubal wala dafa am problème mu kees gi jeunesse bi dëgg-dëgg. duñ ko faral di yëg wala chaque fois bu ñu gisee coow bu ci am itam dañu gis justice dañ naan à deux vitesses la parce que am na ñoo xam ne dañ fi déggoon ay coow lu jëm ci lu demee noonu. ci xaalis yoo xamante ne ñu ngi koy tudd. te après duñu gis suivi bi duñu gis lu ci topp pendant ce temps jeunesse bi ñoom ñu ngi continuer toog di xaar ba xam fan lay mujjee yow en tant que koo xam ne yaa ngi jiite structure yu mel noonu lan moo ci sa gis-gis beneen question bi ma am mooy que leadership féminin
bu ñu koy wax dañuy faral di gis ci instance yi ne jigéen ñi est-ce que yow à ton avis gis nga ni jigéen ñi ngi koy jox gëddam ci wàllu politique à la hauteur de li nga xam ne moom lay daj. Merci beaucoup. Par rapport à la première question li ma waxoon léegi rek laa ci revenir at muy structure yi nga xam ne par exemple c'est des structures étatiques di yox ay financement par exemple parce que mën naa ko focaliser ci loolu nit ñi peut-être da ngay am appréciation ba nga xamante ne c'est des préjugés ba tax na boo ci waroon dox jéego sax da ngay toog mës naa ja daje teexu bi ak benn soxna boo xam ne fii lay liggéeyee du ma mun a wax turam mais dañu daje rek ma ànd ak beneen ministre mu approché ko ne ko DER bi moom nee nañu ku bokkul fii munoo cee jot ma ne ko ndeysaan bàyyi leen préjugé yooyu noonu parce que bu fekkente ne sénégalais nga jàppal ne que rek lii pour képp koo xam ne ndaw nga wala nga nekk jigéen nekk ci réew mi ci nga bokk am nga ci wàll demal doxi li nga xam ne moom nga war a dox ba nga xam ban réponse nga ciy am ndax réponse bu négative lay doon wala bu positive lay doon ba tax na loolu vraiment damay ñaan nit ñi bu ñu yëgatee ay mbir te mu intéressé leen nañu dem directement parce que tey je peux donner pas mal d'exemples man gis naa ay femmes wala ay jigéen yoo xam ne xamuñu politique jegewuñu politique ba ci îles yi femmes yi nga xam ne ñu ngi def transformation produits halieutiques li ñu leen financé à hauteur de 100 et quelques millions ñi nga xamante ne aussi ñu ngi def ay couture coiffure ñooñu aussi gouvernement bi accompagner leen ci ñaata ay millions yu dul jeex te ñooñu bokkuñu ci parti yi mais parce que topp nañ procédure yi nga xamante ne moo war ñu am ko donc pour vraiment wax ci loolu mooy encore une fois gouvernement bi ñëpp la fi nekkal président Macky Sall ñëpp la fi nekkal te tamit amul benn intérêt nga jël ñi nga xam ne fidèle nañ la ba pare muy taw muy naaj ànd nañoo ak yow ba pare nga jël ay nu mu tudd sax ay financement yemale ko ci ñoom du yoon parce que tey jii ni bu fekkente ne également da nga bëgg affaire yi yaatu ah fexeel ba affaire bi tasaaroo te président loolu la santaane je me souviens très bien bi ñuy waaj élection bi ñuy wax affaire financement DER yeeg yooyu dafa ne carrément j'ai donné instruction bu ñu nekk fii di xool dara nañ ko jox ñëpp ku ci war a jot na ko jot et je pense que noonu lañ ko doxalee donc li nga xam ne également xëy na ay manquement la yu ciy am loolu aussi mënu ma ci sori mais li ma ci mën a wax mooy bu dee dafa am aussi c'est l'autorité qui va apprécier il va apprécier ci lan mooy doon taxawaayam ci loolu li beneen question bi mooy leadership féminin dafa nekk suñu combat ñun ñëpp waaw te leadership féminin parce que Sénégal tey la majorité de la population plus de 52% de la population elle est jeune elle est c'est des femmes excusez-moi tey ci instance politique yi nañu jàpp ne que am na lu des parce que nag du ma nekk parti au pouvoir di défendre loo xam ne méngawul ak réalité bi mais fi nga xam ne foofu la Sénégal gagné ay points mooy le fait que tey boo demee Assemblée nationale la représentativité au niveau des femmes elle est excellente par rapport à la moyenne africaine et internationale loolu il faut nit ñi xam ko tey parité bu ñu def ñu ciy sant Ablaye Wade président Wade mais sant ti aussi président Macky Sall mi nga xam ne ba mu ñëwee delluwu ci ginnaaw dafa ñëw promulguer loi bi dem ci lu ko gën a sori boo nekkee yow keps di vivre étranger par exemple ay Gabon wala yeneen dëkk am ay borom kër boo xam ne dëkku fi nationalité yooyu la am nga droit tey jël sa doom mu am nationalité sénégalaise mais li nga xam ne ci loolu laay dellu si waat mooy leadership féminin bi jigéen ñi ñoo war a gëm seen bopp parce que gis nga en politique su ma ko waxee dinañ ne c'est trop dire tout s'arrache amul lenn loo xam ne da ngay toog sa biir kër gi wala nga tëdd sa kaw lal di nelaw ñu ñëw yee la ne la am jëlal loo ci am yaa ko xeexal sa bopp loo ci am yaa ko dox yaa ko wax mais non c'est mais keps dara yombul ci àdduna bi et puis concurrence boobu nu mu amee ci parti politique yi noonu la amee ci secteur privé bi noonu la amee ci feneen ak feneen donc la concurrence est partout parce que effectivement les gens nit ñi dañu bëgg l'excellence partout donc jigéen ñi nañu gën a taxawaat mos naa ko wax ci benn télé am na par exemple style yi nga xam dañuy naan c'est des femmes intellectuelles dañuy préférer ranger wu ci leneen lu dul ci biir instance parti politique yi te système bi tant que nekkoo ci biir am na loo xam ne mënoo koo changer donc c'est une option qu'on s'engage ensemble dans les partis ñëpp mënuñu politique également il faut qu'on le reconnaisse mais nit ñi nañu accepter xam ne que am na li nga xamante ne soo bëggee mu changer ci lu baax ci jigéen ñi mais il faut nga accepter aussi dem ci kanam suñu yaay may mun a kan ma tëjee foofu rek
bu muy nekk première femme ministre de la femme ba muy xeexal jigéen pour mu nekk pour ñu accéder concours ENA moom moo ko xeex pour jigéen am congé maternité moom moo ko xeex forage yi ñu daan wax ci biir réew mi madame Moulin ak xawma lan monsieur Forage mais yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne xëy na dañ leen doon caricaturer mais politique yooyu moom bu demee ba xool condition féminine au fin fond du Sénégal ñu xool li jigéen ñi di dund mu théoriser yooyu jigéen dañoo war a am lii dañoo war a am lii dañoo war a am lii parce que ay yeneen may mun a kan dañu war a amaat ci réew mi man loolu laa gëm non avant foofu dimbale ma rek juboo nga ak Mame Mbaye Niang léegi mais man mosuma xuloo ak Mame Mbaye Niang neexoo ngeen mosuma xuloo ak Mame Mbaye Niang casier tout petit bi ñu la jox Thérèse nga xamante ni ku wax ñu ngi wax jeunesse bi certes wax dem nga au fin fond du Sénégal gis nga jeunesse bi nangoo wax ci taux de chômage bi nangu accepté mais bu ñëwee ci casier tout petit bi nga xam ne ban politique ngeen appliqué wala stratégie bi nga xam ne teg ngeen ko pour casier tout petit pour une meilleure qualité de casier tout petit. ma préciser aussi projet Abdoulaye Wade la woon sànq dégg naa sa biir yi wax nga ne nañu gërëmee Abdoulaye Wade parité bi yow it ku ko war a gërëm nga ndax ndombal tànk li nga amee sax ci régime Macky Sall bi la tax di xeex ci mbaaxuk Abdoulaye Wade la gisuma dara lu Macky fondé lu mu la dénk à part Cogère bi nga xam ne ay coow moom la jox quoi nga nekk ci coow di lijjanti guddeeg bëccëg ndaw ñaa ngoog jeunesse yaa nga nekk ci coow mais li tax nii ñuy wax nga xam ne ndombal tànk la bu leer naññ ci mbaaxuk Abdoulaye Wade la léegi eggal ci politique bi. casier tout petit bi c'est important stratégie politique bi. bilan ak perspective. voilà merci beaucoup tey casier tout petit 2004 lañ ko créé président Macky Sall ba mu ñëwee gis pertinence bi ñu ciy gërëm Abdoulaye Wade man nit bu defee lu baax dañ koy wax man awma ci problème yooyu mais président Macky Sall ba mu ñëwee am na agence yu supprimé donc tey jii nii c'est ce qui fait la grandeur des hommes nga ñëw gis ni lii lu baax la naam ki ko fi defoon xëy na demewuñu noonu mais c'est pas des faits politiques qui motivent certaines décisions au niveau des leaders c'est l'administration c'est l'État donc loolu kenn amul lu mu ciy wax casier tout petit su ma ci ñëwee bi ñu ñëwee lu ñu njëkk a def mooy changer modèle bi boo seetloo modèle u case bu njëkk bi daan am benn salle la woon boo xam ne 3 sections yëpp ci biir salle bi lañ doon nekk pédagogiquement ça pose problème ñu ne nañu def benn modèle boo xamante ne na am 3 salles séparées nga xam ne petite section day nekk à part grande section à part moyenne section à part loolu bu passé dafa am ci biir casier tout petit package la package bi mooy lan dafa am nutrition am santé am éducation religieuse am programme informatique am li nga xam ne moom mooy nu mu tudd sax les valeurs traditionnelles package boobu boo ko bëggee respecté ci biir case bi il faut nga am modèle boo xamante ne répondre na à ces normes là ñu ne il faut ñu def cuisine ci biir il faut ñu def magasin de stockage des vivres ci biir ndax partenaires yi nga xam dañuy ñëw di appuyer cantine scolaire yi ci biir case yi bu ñu ñëw au moins ñu am fu ñu denc seen bagage yi matériel informatique bi il faut ñu am une salle polyvalente ba nga xamante ne foofu xale yi ci la ñuy el di def apprentissage yi donc loolu bu passé modèle bi dañ ko njëkk a changé buñ ko changé ñu commencé ko tabax ñu tabax ci 51 casier tout petit mooy juróom fukk ak benn fii mooy wax ak yow yu ci bëri fonctionné na mën naa lister ay dëkk ay conkisil mën naa lister okki jalobe mën naa lister jaareex mën naa lister gàmbul mën naa lister ndàngalma dëkk yu bëri donc case yooyu yëpp ñu ngi dox ay jaxaaw ay añam maatam fu ne case yee ngi dox mais bu ñu paree ci changement modèle boobu ñu ne nañu aussi gën a renforcer capacité enseignants yi parce que tey curricula yi niñ koy élaborer au plan national benn secrétariat permanent national moo am boo xam ne ay inspecteurs de l'éducation ñoo ci nekk ñoom ñooy mettre en œuvre les curricula primaire préscolaire ba primaire loolu yëpp buñ ko defee ñu ne nañuy renforcer nag capacité enseignants yi loolu bu passé programme informatique dafa am solo Pape Cheikh yaa ngi jàkkaarloog sa iPad tey jii nii lu nit di wax ci quartier général bu la neexee yaa ngi koy gis xaalis bi laay réglé nii xaalis bi service woyaan bu émission bi defar ak ñëpp opposition pouvoir maay seen xarit non loolu xool yow Sénégal la tax a jóg yaay Sénégal maa yore woyaan donc programme informatique bi ñu ànd ci ak waa FD Sud ñu leen di gërëm bu baax ñoom ñu décidé ne dañuy équiper loo xam ne dina mot 300 casiers tout petits fii mu wax ak yow def nañu 200 casiers tout petits ci biir case bu nekk minimum 20 ordinateurs mu nga fa
ak matériel logistique bi ci war a ànd yëpp. xale yi di ci jàng. outil informatique bi bu baax. apprentissage yi nga xam ne dañ leen ko doon bindiloo manuellement. ñoom léegi ñu koy bind ci biir machine yi. ñun bi ñu toogee xalaat. ma ne sama collaborateurs yi il faut ñu xool. parce que bu ñu demee ba am équipement yi ci biir case yi. waruñu bàyyi xale yi rek ñuy am au-delà de li leen di curricula yi ñu leen di jàngal. ñuy dugg ci ay contenus yoo xam ne c'est typiquement français wala yeneen kii. il faut ñu am ay yeneen contenus digitaux yoo xamante ne day répondre à nos réalités socio-culturelles. ñu woo ci ndaje bu mag. homme de culture yi ñi nga xam ne ñu ngi seen xel màcc na ci li nga xam moom mooy léebal xale yi ak leneen ñu ngi liggéey ci loolu semaine prochaine war naa dem Maroc pour xool benn partenariat bu ñu war a signer avec la fondation Mohamed VI pour ñu gën a xuus si loolu bu ñu paree ci loolu yëpp animateur polyvalent yi coow loolu déggoon ngeen ko fi ay bénévole yoo xamante ne ñu ngi woon ci biir case yi yàgg fi ay 2007 2008 2009 mësuñu leen a recruter parce que des bénévoles à la base président Macky Sall taxaw nit ñi nañ leen jàppale. tey jii ñoom ñëpp ay jàngalekat lañu. beneen restant bu des ñu ngi ci donc mënoon naa lim lu bëree bëri. programme nutrition bi tey le taux de couverture est à 37%. le taux de préscolarisation au Sénégal est à 18,7%. En 2012 c'était à 11,8%. donc au moins am na ay jéego yu ndaw yu ñuy def. donc mais ñu ngi ciy gërëm également jàngalekat yi. ñu ngi ci biir case yi. juruñu xale yi bëgg leen téye leen. dernière question Aïssatou Paye Fall yaa koy posé parce que ñu ngi bëgg jàll ci ñaareelu xaaju quartier général bi minuit jot na ñëpp a ngi xaar sëñ Gana Messere ndax mën ngeen ma ko woon ndax moom it mu ngi wàcc pour fekk suñu ci plateau bi tey Sénégal yëpp ngi doon xaar jotaay bu exceptionnel bi bokk ci inédit yi ñu leen di proposé at bu jot laata dernière question bi ak Aïssatou Paye Fall jëm ci Thérèse mi nga xam ne ni moo assuré première partie bu quartier général bi dañuy nuyu Serigne Gana Messere sang bi ñu ngi lay ziar tey kontaan nañu lool dem maa ngi koy wax at bu jot dañu daan recevoir Serigne Saliou Samb moom ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ren sénégalais yëpp réclamé la nga defal ñu honneur bile ñëw fekk suñu ñu fas yéene waxtaane ku tedd ki ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu laataa nga ñuy fekk si ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. noo ngi leen di nuyu Pape Cheikh Diallo di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom nga bokkal plateau bi yëpp. di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan. ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi yëpp. ginnaaw bu ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha. li nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu ak Cheikhul Khadim. di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. amiin naal yi nga xam ne naal na ko yëpp yéene ko liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal Cheikhul Khadim. mu defe ko ni mu ko bëggee. ko ñaanal kilifa diine yëpp. ak jullit yi ak taalibe yi. di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi xaar boobu ba léegi. ngir jataay bi di leen jaajëfal yéen it ak ci yitte ji nga xam ne it def ngeen ko ci. maa ngi jaarale ci yow nuyoo borom kër gi ak mbokk yi nga xam ne ñoom ngeen bokkal béréb bi di fii liggéey di nuyu sunu xarit boobu Pape Anne di ko jaajëfal bu baax ku ci def yitte la di leen jaajëfal bu baax di leen sant incha allahu di taaxeerlu fas yéene ànd ak yéen tey ji niñ ko waxee waxtaane dundu ak jaar-jaaru Cheikhul Khadim Khadim Rasoul mi nga xam ne buñ ko waxtaanee adduna bi yëpp mën a gën a xam bu baax a baax waaye nit ñi gën ko mën a jariñoo bu baax a baax mu gën a leer ci sunu bopp ñu gën a xamit ne moom li ko fi indi woon lu mu doon taxawaay bi mu amoon di ko yàlla faye ak taxawaay bu sell bi nga xam ne taxaw na ko ci lislaam taxaw ko ci doomu aadama waaye nekk ndam loo xam ne nekk honneur boo xam ne tedd ngay nit ku ñuul la mais tedd ngay lislaam la moom Cheikhul Khadim macha allah ci ñaata ponk la ñu ko fas yéene faram-fàccee bu ca kanamee waaw xam naa dana nekk ay tomb yu xaw a yaatu jombul dana jege fukk wala nangam. parce que ñun ak yow ba fajar tey ñun ak yow ba xëdd. waaw incha allah xam nga sëñ bi moom. liñ naan baxrun la saaxila la. maanaam géej la goo xam ne amul tefes. déedéet waxuma la ba fajar. waaye ba li des ci àdduna lépp. buñ ci doon laaj sëñ bi di ko waxtaane nit ñi ñooy noppi ñooy jeexal. mais sëñ bi du jeexal. wallaahi ndax dafa waxal boppam ne sama borom wammatal na ma. loo xam ne du ma jeexal. kon mënul jeex. ndax loo wax ci moom bu doon jëmmi boppam sax siyaam rek. waxtaane sëñ bi képp. mën nañ ko def ci ak dund. wallaahi rawatina li mu taalif. te kenn du ci doyal. waaw rawatina lim taalif. rawatina ñim defar. ñi leen tudde cheikh yeeg mag ñi. rawatina jëmmi njabootu boppam. diggante
digganteem ak alayhi salaatu wasalaam digganteem ak alquran jiitu gi ko suñu borom jiital ci xuddaam yi muy ñi liggéeyal alayhi salaatu wasalaam tam feeñ ci biir ay mbindam ak nungul gi ko ñi mu jamonoonteel ak ñi mu jamonoonteelu doon ci biir réew mi ak ci bitim réew mi nungul Serigne Touba jiitu gim jiitu ak ko yàlla jagleel macha allah nga xam ne feeñ na ci biir ay mbind yu bare bari incha allah macha allah en tout cas ñu ngi lay xaar ci plateau bi Oustaz Gana Messere mi réew mi yëpp a ngi nekk de ñëpp bëgg nañu ndax jàmbaar la moom Serigne Gana di borom xam-xam waaye nit mën na am xam-xam du mën a génne xam-xamam dëgg la nit mën na la jàngal sax nga dàq ko mën a génne li ngay wax moom pédagogie bi ko ci yàlla defal day borom xam-xam ba noppi mën a wax lu nit ñi mën a dégg waaye sonn ci gëstu lool ci sëriñ bi ñaanal ko yàlla na yàlla defal ko ci ndam yàlla sàmm ko ci xam ni àdduna bépp tey jii ñu ngi toog di ko xaar war a waxtaane Cheikhul Khadim waaye li mu wax li ñu war a waxtaane diggante Sëriñ Touba ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak alquran ni mu ko bëggee woon ak ni mu ko fonkee woon ni mu meloon ci alquran moom Cheikhul Khadim mais ak digganteem ak seex yi waaye nag tey fu mu jaar bernde yi tàmbali na maam Ibrahima Fall tey daal waxtaan wi li Serigne Gana wax waxtaan wu yaatu lay doon alaaj Pape waxtaan wu riche la nar a doon waxtaan wu yaatu lay nar a doon ñu gën a xam kanay Cheikhul Khadim tombe itam ak ñu am wisituk directeur général bu groupe bi di Birane Ndour loolu itam di lu ñu neex lool tey ci guddi gu am solo gi ci guddi gu am solo gi ndax xam nga ni yi ñu defoon defoon ko daaw jéeg bu ren bee ko dàq émission yi fi jaaroon daaw yu ren yee ko gën a neex liggéey bi amoon daaw bu ren bi moo gën a yaatu loolu moo lay tegtal ni suñu directeurs yi ñoom itam li commencé ci Birane Buuba Njaga Ndour ba ci suuf ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi liggéey ci façon liggéeyin boo xam ni jéggi na dayoo ndax kat groupe Futurs Médias kenn ku ci nekk li la yàlla defal waaw kenn ku ne li la yàlla defal bokkul ak sa morom li ko yàlla defal waaw kenn ku ne talent bi nekk ci yow am na koo xam ne bu gën a garaaw mi ngi ci moom waaw boo dajalee ñooñu nag kenn ku ci nekk li la yàlla defal nga dajale ñooñu jox leen cër bi nu moom ba dalal seen xel liggéey bi dafay gën a jëm kanam kon suñu directeur lii mu def bàyyi ay nelaw moom itam ñëw toog ak nu naraan di xale di jàmbaar kon réew mi yëpp war nañ ko ñaanal di jàmbaar ñëpp war ko ñaanal mais di ndokkeel nag Adja Thérèse Faye mi bu baax a baax ci njàmbaar téem mais ci am fitam laaj Pape nit dafay am fit rawatina jigéen ca jamono yonent bi ni mu amee woon ay saxaabi yun noonu la amee woon ay saxaabiyaat ay jigéen jàmbaar yoo xam ne ay jàmbaar yu fëkk tëdd lañu waaw booy xool Thérèse ci wàllu politique di nga xam ne jigéen yu jàmbaare la ku gëm kilifaam la ku gëm góor baax na jigéen baax na moom dafay dëggal kàddu yooyu du nga ko ci ndokkeel xam ne Sénégal gépp ko respecté ndax njàmbaarteem jigéen ñëpp ko respecté ndax fullaam tamit ak xam li mu bëgg ak fi mu dëkkmal waaye itam njàkkamtiwul boo déggee ni mu waxee nga xam ni yàkkamtiwul jàng moo gën ñàkk jàng te it am na ñoo xam ni yàkkamteeg moo tax la ñu leen jox duñ ko maîtriser moom nag yoon wi mu jaar bu ñu ko tegee dara ci loxoom dina fekk am na ci njàngat ba maîtriser ko di ko ñaanal ña na ko yàlla yokk dëgëral conférence ba mu organiser rek bala ko jox kenn xanaa man la koy jox waaye man la koy jox waaye ñu waxtaane ko di ko gërëm bu baax ci loolu kon moom soxna Thérèse kenn du ko ne boo doon góor dernière question bi Aïssatou Paye Fall moo ko nar a posé profito ci itam fàttaliwaat leen ni festival Salam suba la ñu koy tëj waaye tey ñoo ngi koy amal ca Grand Théâtre National mën nañ leen ci woon tuuti rek ci ambiance bi nga xamante ni actuellement festivaliers yi ñu ngi koy dund ak public bi déplacé wu dem fi nga xamante ni moo di Grand Théâtre mën ngeen ko seetaan en direct ci TFM Religion mais en même temps xool ko ci suñu site internet di www.igfm.sn suba nag di ngeen mën a seetaan clôture bi en direct la nar a doon ci télévision Futurs Médias ñuy ndokkeel tey féliciter encore festivaliers yi nga xam ne ni ñoom ñoo neexal festival Salam boobu di programme bu am solo ni Sénégal di xaaree quartier général noonu la ñuy xaaree li nga xam ne ni moo di festival Salam donc tey ñoo ngi koy amal ca Grand Théâtre National Aïssatou Paye Fall dernière question bi yaa koy posé Thérèse ñu jébbal la ko laata ñuy jàll ci deuxième partie quartier général bi tey. waaw Thérèse maa ngi lay nuyu oustaz Pape Hann dafa wax lu am solo mu ne yàkkamti woo sa dara donc man sama question day jëm si yàkkamti woo we naka nga gisee sa évolution ci géopolitique bi ak lan mooy sa ambition Thérèse. merci beaucoup su ma waxee naka laa gisee sama ambition c'est très difficile nga apprécier sa bopp peut-être li ñuy naan les observateurs ñoom ñooy mën a xam kii est-ce que tànk yu mu ne tànk yu baax la wala safaan wala mais su ma doon wax ci sama bopp buñ ma ko permettre mën naa wax ne que naam am na lu ma dese
pour ma gën a jàngaat parce que nag xam-xam comme on dit personne n'a le monopole du savoir donc tey jii nii lépp loo jàng rek doyul te lépp looy gën di avancer ngay gën a découvrir mais li nga xam ne mën naa ci sant yàlla mooy ginnaaw ba ma yàlla boole ci politique ku mel ni président Macky Sall loolu ma koy wax parce que am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na xamuñu ko ñun buñ koy xam daf ñoo mës di wax ni que jàngi leen am ay diplôme loolu la ñu daan xelal ba ñu nekkee opposition muy beneen affaire bi dañu daan gis ne que nit koo la koo xamante ne li nga xam ne da koy def lépp da ciy teg technicité ak scientifique c'est-à-dire moom 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 soo bëggee théorie leneen loo xam ne logiqueul mënoo koo dugal ci boppam mu inspiré ñu ci lu bëri ba tax na tey su ma doon wax ne sama parcours politique su ma ci amoon lu ma ciy wax mooy amagum naa ci satisfaction ma sant ci yàlla sant ci samay waajur ndax aussi politique du loo xam ne da nga ciy dugg rek politique ba kese mën la orienté éducation bi da lay orienté mais aussi la nga jàng daf lay orienté man je suis sociologue de formation donc ci lu ñu dugg rek war nañoo mën a xam nañ cay taxawee situation nu mu ñëwee aussi xam nañu koy adapté woo ba tax na li lay jaaxal du lu bëri mais tamit du lépp ngay mën a wax parce que aussi lu ñu nekk ay xale dañoo nekk ci état mais aussi leneen li nga xam ne neex na ma torop ma ciy santaat suñu borom mooy ba ma yàlla defee loo xam ne mosuma ko xalaat ci sama politique muy maire d'une commune de 35 000 habitants muy la commune de Diarère ci xale ci jigéen avant 1976 acte 2 de la décentralisation c'était la 2e plus grande commune du Sénégal donc tey jii nii suñu nekkee xale yàlla may ñu loolu dañ koy santé suñu borom te Pape Cheikh mënuma ñëw ba fii tamit balaa ñoo tëj émission bi te waxuma ci dialogue national wala ci sa dëkk ba ci sa dëkk ba te dinaa ñam tuuti ci dialogue bi pour finir waaw parce que tey jii nii am na politique yu bëri yoo xam ne état bi mu ngi koy def Pape Cheikh tey courant bu coupé fii 1 heure de temps nga mer ndox bu amul 1 heure de temps nga mer et pourtant suñu dëkk yi man du ma rus di ko wax parce que fa laa juddoo màggee fa yaroo fa gis yaay daan rooti gis papa daan war fas pour wuti ndox andi ko ñuy dox ci jamono goo xam ne président Macky Sall xalaat ay PUDC andi ay machine wol ci dëkk yi andi ay forage ci dëkk yi andi ay piste de production ci dëkk yi première année 2014 2015 bi may nekk maire u Diarère buñ ñu andee jiw ci commune bi Diouroup lañ ko wàccee waa dëkk bi ñoo takk seeni fas dem ba Diouroup pour mën a yeb li nga xam ne 40 tonnes di def ay aller retour pour gerte gi dugg ci biir dëkk bi. am naa fa paa bu baax am naa fa fan yële. Diouroup daa baax de. boo seeti mag ñi dema ci boole. dee leen seeti mag ñi. donc loolu yëpp suñuy taxaw. ba suñu dëkk yi. ndox pratiquement doonatu fa problème. waa Diarère ñu ngi may dégg. li ci des foog naa cette année la ñuy finaliser projet d'adduction d'eau yi. ñuy tabax ay marché yu bees tàq. di jox jigéen ñi ay machine wol plus de 21 machines waaye tamit di tabax ay école parce que ñun xëy na bu ñu amee chance mun a toog fii wala am lu mu ñuy lijjante di yóbbu suñu rek parce que dañoo jàng. donc loolu yëpp su ma ko waxee. c'est parce que encore une fois képp kuy politique au sommet baax na. waaye fa nga dëkk. sa gox base ba. parce que loolu mooy def li nga xam ne moom mooy différence entre les acteurs. tey ak titre boo munti di yor tubaab day naan. la noblesse politique c'est la représentativité. nit ki tant que amoo cër googu fi nga dëkk. boo nee cëpp ñu xam ne yow mii yow la man sama ot fu mu duggee jaare xale yee ci njëkk a topp. ñemewu maa faa dem te jënduma ay mbiskit yu bari ci biir oto bi balaa maa dugg ci biir dëkk bi balaa xale yi di ma song. donc loolu yëpp su ma ko waxee mooy encore une fois suñu parcours ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax sant suñu waajur bu baax waaye sant président Macky Sall bi nga xam ne aussi ci keppaaram la ñu jàngee politique. ci keppaaram la ñu xamee luy politique ci keppaaram lañ ñu jàngalee ci lu bëree bëri xëy na nag ci biir parti dina am yu métti mais da ngay jàpp ne que xam nga tax ñu war a sant yàlla boo nekkee xale ba ngay tàmbale am na mag yoo xam ne tàmbaliwuñu bu amee nu mu demee tamit da nga koy comprendre waaye lépp tamit ñu tegaat ko ci loxo suñu borom parce que nag yàlla bu nee day am kenn mënu ci dara bu nee du am tamit kenn mënu ci dara Pape Cheikh ma tëjee ci dialogue bi dialogue bi li ma ciy wax rek xam naa ne kii woote nañ waxtaan kooku dafa bëgg sottante xalaat
te fu ñu wootantee waxtaan rek ku ne yaa ngi yaakaar ne que am na lu ma xam te sama morom bi xamu ko. sama morom bi am na lu mu xam te man xaw ma ko. bu ñu toogee ci table bi ku ne génnee xalaatam lu rafet rek a ciy jib. ngir intérêt kan du doon ngir intérêt président. du doon ngir intérêt opposition. mais ngir intérêt Sénégal yëpp la. te tey jii nii c'est pas parce que report élection def ñu favorable man su ma sañoon tey ñu dem élection locale ndax sama dëkk wóolu naa fa sama bopp. mais bu fekkente ne. Thérèse rek ci maire. waaw. muy sën fa de Thérèse. nga tëj ñu ngi xaar gànna. ma tëj waaw. bu fekkente ne ci biir année bi nga bëgg a tenir ñaata élection. cotiser bàyyi ko. 2012 ak léegi ñaata élection ñoo am ci réew mi. bare na ñaata ressources la ñuy mobiliser. administration ñu war ko mobiliser. président Macky Sall am 5 ans yoo xam ne dafa war a prouver waat. je pense que li may wax daal. mooy na nit ñi nangoo toog. waxtaan ngir intérêt réew mi. génne loo xam ne intérêt réew mi lay nekk. may ziyaaraat sama mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom laa fi fekk ñi mu àndal macha allah maa ngi leen di sant bu baax a baax. di wax ne bég nañ torop fekk leen. ñun ñoo gën a kontaan bu doon suñu sago dañuy àggali jotaay bi. maa gën a kontaan ci yéen. wallaahi Pape Cheikh yal na leen yàlla fay. amiin parce que ci weeru koor gi ñu nekk. di ngeen di bégalee Sénégalais. wallaahi mag bu toog te ay nelawam fatt ko. wallaahi toog jàkkaarloog Pape Cheikh ak jigéenu yanji yi. macha allah parce que tout simplement li ngeen di wax am na njëriñ. macha allah donc ñu ngi leen di gërëm. en tout cas di kontaan gërëm sama frère Bouba Ndour. ak ki nga xam ne également moom mooy seen directeur général. maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen di gërëm wasalaam. merci beaucoup Thérèse merci beaucoup kontaan nañu jërëjëf. mu ngoog donc ñu ngi lay gërëm bu baax mën naa cee profité de joxe suukaru koor balaa ñuy recevoir sëñ Gana Messere mi ñëpp xaar déjà hashtag bi am nañu suñu hashtag bopp mais dañ cee dolli depuis bërki démb déjà hashtag Gana Messere musuma gis loolu donc Twitter Instagram site internet bi di igfm.sn rajo bi King FM ngeen di déglu itam en simultané jotaay bi lee di quartier général bu exceptionnel bi ñu fas yéene jagleel ku tedd ki di Cheikhul Khadim gis nañu fi affaire bi toll et pourtant tàmbalee guñu donc Mohamed Mamadou Ndiaye balaa ngay dem ak internautes yi mën nañu jël peut-être benn téléspectateur jox ko li nga xam ne ni mooy wàccuwaayam ay enveloppe yoo xam ne ni mami yi def na 50 000 yi def na 100 000 teg nañ ci itam ay pièces yu baax yoo xamante ni ñoom rek la ñu koy jagleel tey. neexal sa korite tëdd nelaw te stress du la daane. dëgg la de. fii rek nga ko mën a amee quartier général dëgg la de. da ngay neexal sa guddi. dégg liñ la wax. oustaz Pape An teg la ci diine ji. bàyyi seex reetaan loola. Mouhamed moom ñibbi na njurul te dara xewagul. macha allah ñu may la tiisu tegal la ci enveloppe bu dul. caayam ji de mu ngi fobeere kër gi. machine wala Touba ya namatuma ko. li nga ne hashtag Gana Messere. hashtag caaya. Touba Mbacke actuellement kenn nelawul bàyyi. macha allah tey li ma jot ci njabootu Serigne Touba. sant yàlla Serigne Fallou yi. wallaahi tey dama jaaxle. wallaahi mais li ma gën a neex mooy Xaadim Kebe mii nga xam ne ñoo bokk Daaru Xuddoos. macha allah ñu xalee la ndoo ci même koñ. loolu wax dëgg yàlla daf maa neex. sant yàlla rek sant yàlla rek ayca kon gaaw leen ak téléphone yi ndax xam naa bu ñu tàmbalee dina jafe lool waaye wax naa ko sànq ci tàmbali gi même bu fekkee jotu leen ñu en direct exceptionnellement tegal nañu leen ku nekk ci ginnaaw de temps en temps muy vérifier numéro téléphone yi di leen jël di leen jox seeni suukaru koor ay addiya lay doon rek addiya itam lu am solo la waaw addiya dafa baax waaw yàlla bu mu ñu ump waaw addiya yu foor yu duun yi waaw di bokk gi waaw lu bari boo ko ñun kay comme directeur général tey seetaanee wu ko këram fii la koy seetaanee soxla yeeg yëpp nañu koy ñambaasaale rek di ko buruxlu ci wax yi waaw nañu buruxlu rek ñoom salaire rek ñoom suukaru koor augmentation de avance korité ñëwagul de yëpp man damay ñambaas ni man gisoo Baye tey bi ma gisee directeur sax samay question ci Thérèse sax dama ko muuguwaale pour bëgg bu may ñibbi directeur wax ak man Aïssatou Paye Fall hashtag buruxlu moom moo ko créé keroog ci quartier général donc dinañu buruxlu ci kanamu directeur général Birane Ndour directeur général ñu ngi koy may Birane Ndour directeur tey moom guddi gi yaa ko moom. voilà buruxlu mu ngoog on vous prend au téléphone gaaw leen comme ça ñu jox leen seen i sukkaru koor vas-y waaw. fa yàlla ndax bu ñuy buruxlu yow dinaa ko sant ndax macha allah sama maquilleuse yi ñoom ñëpp léegi. dugg nañu am nañ seen kayit kon nag monsieur Ndour merci beaucoup kontaan nañ léegi nag bu ci sukkaru koor tegee day gën a neex. allez ñu xool ku nekk ci ligne bi allo. allo. kooku. man la. yow la kan. man la Khady Gueye. Khady Gueye dëgëral nga baat bi di. billaay damaa leen seetaan di gërëmantu nii di xoolewaat rek. mu ngoog waaw fooy wootee. may wootee Touba. fan ci Touba ngay wootee. Touba Darou Khoudoss nag samay dëkkandoo toog noonu. macha allah yaa ngi Touba Darou Khoudoss. waaw waaw kon de sorewoo ak ñoom Khadim Kebe mi. ak Serigne Fallou de. sorewuloo kër Anta Sare yaayu Soda Kase it.
billaay mi ngi noonu. sori woo ak soxna moom mi Kébé. waaw mu Serigne Ablaye Tage it. billaay. soreewuloog Serigne Abou Khalifa Serigne Fallou. ay burux la rek min Touba rek soreewuloo itam ak kër soxna Fat Bintou Pouy mu sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla. déedéet. waaw kay léegi kon xam nga nu may def ak yow. du ma la téye lu yàgg ci ligne bi. waaw dama lay teel a libéré nga tànn bu la neexee enveloppe bu xaalis bu la neexee télé comme Touba daa xaw a tàng mun naa la ci tegal ventilateur. yaay tànn ventilateur téléviseur wala xaalis wala piis nga ñawlu ci korité bi ñu dëgmal. waaw xaalis ak piis nag bu ñëwee moom kat. xaalis moo la gënal. ak piis boo ñawlu. waa jeex na quartier général may na la piis bu cher bu jógee sant yàlla boutique bu jar 150 000 pour nga ñawlu ko ci korité bi tegal naa la ci ñaari enveloppe yoo xam ne bu ne def na juróomi junni benn bi addiya la benn bi suukaru koor. macha allah teel a daanu rek waaye fete su leen ci loolu waaye lii dafa goo ko woon Bamba ji rek mën lii dangaa daanu macha allah ki ñuy waxtaane moo waral sama coow li jaajëf kontaan nañu ne quitte pas comme ça ñu jël sa numéro téléphone ci ginnaaw nga mën a jot ci xaalis bi nu mu gënee gaaw ak piis bi nga xamante ni may nañu la ko jagleel la ko ci koor gi Oustaz defe naa jot na ñu jóg accueillir Serigne Gana Messere. waaw jot na nag. waaw jot na de fi mu toll nii kenn noyeetul. wallaay kenn noyeetul. téléspectateurs yi nekk bitim réew. nekk ci biir réew mi. rawatina waa kër Cheikh Khadim radiyallahu anhu. mais alaaj Pape Serigne Gana du murit yi rek ñoo ko sopp. Serigne Gana mboolem ku bëgg xam-xam. ab Youssou Ndour la rek. wax jàngoo. waaw. tey nag alaaj Pape tey nag moom dina neex nag. am na émission bu daan am RTS. naan émission ba ni mu tuddoon mooy tey lay neex. mais émission boobu neexul woon. boobu kañ la woon. ca mag ña la de. ay yàgg na kay ca mag ña la de. jamonoy sama papa Pape Samba sama papa ji woote démb ci reportage. waaw coro bi Alaaji Adi Wade démb. sama nijaay Adi Wade paa yi ko jiitu. ñi yeneen paa yi ko jiitu. ñoom Kaani Samb. ñooñu est-ce que du paa yi ko jiitu. ñooñu la. année 72 la loolu. xanaa bi télé di doog a bees. dañ ma koo nettali Sénégal 72. dañ ma koo nettali. macha allah émission boobu na mu tuddoon mooy tey lay neex. waaye boobu neexul woon. bi neexee kon ñu accueillir Serigne Gana Messere léegi nii mu ñëw fekk si ñu ci plateau bi ñu waxtaanee ku tedd ki Cheikhul Khadim di jotaay bu am solo boo xamante ni tey yéen lañu ko jagleel ndax Serigne Bamba Sénégal ko moom tey bu ñu naan Nelson Mandela mbaa ñu naan Mahatma Gandhi Serigne Bamba du seen maas bu ñu naan non violence ak yu bëri ci ay ponk ci Afrique ku ne xam na ni Cheikhul Khadim mooy waaja moom la ñu fas yéene waxtaanee tey ci télévision Futur Média sëñ Gana am na ko ma laaj léegi ne bu ñëwee noo koy santale Messere waa koy Messere macha allah kontaan nañu sëñ Sidaat Thioune mu ngoog waaw Sidaat Mami Diop Aïssatou Paye Fall Madeleine Kepsi Thiam Khadisi ak Mamadou Ndiaye macha allah kontaan nañu voilà kon mbokk yi bu ngeen noppee rek ñu jàll ci deuxième partie quartier général. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg na mun dara